jërë ngeen jëf mbokk déglukat seen rajo Sud FM 98.5 amaan nañu mbégte rek ci kàttanu borom bi ñu teer fii ñu ngi àddoo ngeen di teewlu si seen émission lu ci xam seen émission lu ci xam ñëwaat na rek comme ni ñu koy defee samedi ju jotee rek waxtu wi jotee ñu fas yéene ànd ak yéen nag ci waxtaan yi leen indi léeg-léeg nag ñu dalal fii gan ci yenn yoo xam ni teewoon nañ cëpp leeral ci jëm rek ci li nga xam ni mooy la ñuy jëfandikoo alalu réew mi wala li jëm tamit ci wàllu aalam yi wala sax yeneen thématique yu bëri yi nga xam daanaka dañ koy bëri di yëkkati fii tey ci di ci waxtaanee ngir rek indi ci yëpp leeral ba tax ni tey nag loo ci xam dañ ci dalal benn entrepreneur tey nag ñuy waxtaanee li jëm ci wàllu koom mu jëm nag ci naanaam daal nu ñu yoree li nga xam ni moo jëm ci wàllu lii di ñuy joxe ci marché yi ci koom-koomu réew mi kon nag mu doon yoo xam ne daanaka daal nit ñi tamit léeg-léeg dañ koy réere mbir wala sax dañ ciy am yuñ cay lam-laame boo tax ni tey ñu dalal fi sëñ Fallou Guèye bi nga xam nag entrepreneur la ñuy waxtaanee li jëm ci wàllu li fi amoon coow loolu sax taxoon na ba am na jëwriñ ji si bi noonu livre mu di donc Thierno Alassane Sall suñ ko waxee rek mooy jëm ci wàllu projet boobee di éclairage public bi solaire bi kon nag diggante Sénégal ak Fonroche buñ sax digaloon ci lu toll ni 60 milliards ci daanaka jox ko kër liggéeykat boobu di Fonroche bi nga xam nag day liggéey ci wàllu lii di énergie solaire ba tax ni nag ñu bëri sax yëkkati woon seen kàddu di ŋàññ loolee nga xam ni noonu lañ ko joxeele ci doxalin beeg ak yëpp yi nga xam ne daanaka daal yëkkati woon nañ ko fi si coow ba fu mu ne nii sax dinañ ci am na yeneen yoo xam ne dinañ ko si toftal jëm rek ca lañ ca fas yéene toftalu ak yeneen yi nga xam ni fas yéene nañ ko waxtaanee danañ ci ànd ak waa forum civil bu ci kanam incha allah waa kër tamit ñi nga xam ni ñoo yor wàllu woowee te ñu dënkoon leen ko ci nguur gi di waa ANER tamit bu ñu jàppandee ñoom tamit yëg nañu émission bi xam naa du ñàkk danañ dugg ci waxtaan wi ngir rek indi ci ay leeral ñuy dalal nag sëñ Fallou bi nga xam ne nag daanaka tey mooy suñu gan Fallou ñu ngi lay nuyu. di leen sant El Hadj Moussa. waaw tey Fallou yow entrepreneur nga tey ñuy waxtaanee ci li jëm ci wàllu daanaka yëkkati woon na fi coow lu bari. ci li jëm ci wàllu marché boobee diggante Sénégal ak Fonroche nag soo gisee maanaam marché boobee ñoo ngi ko defoon ci li jëm ci wàllu éclairage public solaire yi mooy lampe yi ñuy gis ci yenn mbedd yu bëri nga xam ne ñoo ngi ci banlieue bi ak ci yeneen i bërëb nan nga jàngatee wala man nga ñu mën a expliquer loolee marché boobee ak nu mu demee Sénégal ak tamit diggante Sénégal ak Fonroche la moo ci am ba tax sax coow lu bëri jógoon ci. El Hadj Moussa. salaamaaleykum. maaleykum salaam ñu ngi lay fay. mbirum làmp yi diggante Sénégal ak Fonroche li ci am mooy en 2018 bi fi président France ñëwee gane ci Sénégal dafa indaale ci ay bagaasam entreprise bu ñuy tudde Fonroche. Fonroche bi muy jógee France di ànd ak seen président ñëw Sénégal. seen capital ñoom ci wàllu alal yorewuñu lu mat complètement sax 6 millions d'euros comme capital. loolu li koy firndeel mooy c'est une petite entreprise en France qui continuer woon di recevoir ay subventions à niveau de 60 000 euros. bon ñooñu amuñu benn doole. ñëw Sénégal fekk fii am ay soumissionnaires yu ñu présélectionné pour appel d'offre 50 000 lampadaires. 50 000 lampadaires. 50 000 lampadaires. Premièrement. ñoom bokkuñu ci 5 soumissionnaires yi ñu présélectionné woon. waaw. mais réewu Sénégal wëlbatiku jox leen marché bi. de gré à gré. gré à gré. waaw. gré à gré mooy dañ leen ko jox ci jaaruñu ci li nga xam ne mooy daal la ñu teg ci yoon pour ñu jox la liggéey. voilà jaaruñu ci yoon pour li ñu jox li ñu leen war a jox ci liggéey parce que ku am 6 millions d'euros kenn du la jox marché wu 87 millions d'euros quand même. ndaxte loolu dafa bokk ci maanaam ay sartu ni boo bëggee maanaam yittewoo benn liggéey dafa am yoo xam ne daanaka war nga ko amee ci wàllu koom pour mën a def liggéey boobu. war nga ko amee ci wàllu koom am ay garantie. am daal warluwaay yi ci war yëpp. ñoom amuñu ci dara. mais taxul ñu jox leen ko. waaw bi ñu leen ko joxee tamit. boobu man taxul ma wax.
mais parce que boobu comme li xale yi di wax fekk na mu jàll ba pare. bi loolu weesoo président bi déclaré waat ne dafa amaat 100 000 lampadaires yu ñu war a installé waat. 100 000 lampadaires. waaw. muy doublé nañu commande bi. léegi bi mu loolu amee man ma gis ne Fonros li ñu jot a defar mooy 50 000 lampadaires yi. boo koy xool mbaax mi des na. baax mi des na. des na ci naka noonu. ci ni mu dese mooy. ñoom seen maa yi. dafa maa yi mooy weñ biy jàpp lampe bi. waaw. du lemu. bon bu amee choc rek day damm. te loolu déjà danger la pour passant yi jàll ak risque humain la. maa yi yu bari yoo ci mun a seetlu. Sénégalais yëpp seetlu ko. ci yenn lampe yi ñu ngi commencé rouiller. loolu li ko indi mooy ñoom dañu defoon ci seen contrat soi-disant service après vente boo xam ne defuñu ci dara. loolu ci cahier de charge bi la bokkoon. ci cahier de charge bi la bokkoon. ok respecté wuñ ko. les panneaux ne sont pas nettoyés ku nekk sénégalais bu nekk mun na ci teg bëtam ci banlieue beeg fépp. Plusieurs lampes aussi sont en panne ou n'éclairent pas bien. Donc loolu bi mu amee. moi j'en ai tiré les conclusions que économiquement Fonros est trop cher. Techniquement ils n'ont pas fait leurs preuves. Et patriotiquement des sociétés sénégalaises peuvent faire le boulot et mieux que ça. D'accord. ci naka noonu mais yaa ngi wax loolu ci wàllu techniquement que ni li jëm ci wàllu Fonros lu ñu waroon liggéeyee lamp yi daanaka jaarul yoon ci li nga xam ne moo jëm tamit ci wàllu économiquement nee nga marché bi 60 milliards la te daanaka 5 soumissionnaires ñoo ci waroon dugg te Fonros bokku ca. waaw mais loolu est-ce que ñi nga xam ni dugaloon nañu ci ñoom yóbbu ñu mbir mi ci yoon pour rek ñu kasewaat le marché. ñoom yóbbu ñu mbir mi ci yoon parce que boobu bu dee autorité supérieure bi moom def na bu contrat bi ba ñu signé ko. yóbbu ko ci yoon. gis nañu yu mel noonu am na fi. te li ci gën a rax mooy Fonros bi ñu leen joxee marché bi noonu. ñoom dañ ko sous-traité. te kuñ lañ ko sous-traité Eiffage. muy génnul ci ñoom ba tey. alors yooyu. waaw li mu nekk loo xam ne dafay am attrait ci population yi direct. loolu moo tax mu am benn délit de flagrance bu ci am. ba tax na man bi ma jógee li ma tax a jóg. mooy jaar ci média comme nii. pour indi dànkaafu. pour yeneen 100 000 lampadaires yi. mu bañ a yombe noonu tamit ñu joxaat leen ko parce que bu boobaa ça va faire plus de 100 milliards de francs CFA encore. 100 milliards la ñu prévoir pour dugal ko ci 100 000 lampadaires yi. 100 000 lampadaires yi booy au minimum lampe bu nekk 1 million te ëpp na ko sax. mais yaa ngi wax ci prix bi ndax ci nee nga lampe yi daanaka dañ leen a fixé ci cher. maanaam ci marché bi. waaw lampadaires yi ñu gis nañ ko mbaxti nee nga sax ni daanaka ci mbir mi lampe bu ne. 1,140,000 lay jar. voilà 1,141,000 lampe bu ne. mais loolu xawul cher tuuti ci. non loolu waxuma ne la cher mais dafa yéeme. c'est bu wax xaw ma nu ñu koy waxee ci olof mais ci tubaab moom c'est exorbitant. mooy jéggi na dayoo. njëkk li déggi na dayoo. mais bi mu demee noonu sénégalais yi. comme askan wi lu ci ëpp ñoom ñu ngi daw comme ni ñuy wax waa alaaj Moussa loo nekk maa ngi daw. waaw te buñ nee ci askan woowu. téeméer boo ci jël. juróom-ñaar fukk yi ñu ne analphabète lañu. analphabète mooy koo xam ne jàngul. xamul. mu des ci 30%. 30% yooyu mun nga ne fukk ci téeméer. ñooy mun a am imprégné wu doo question. économique Sénégal. ak ci alalu askan bi ñu moom ñoom analphabète yooyu. naka lañ koy dépenser. l'argent public est dépensé à leur insu te ñoom ñoo ko moom. loolu moo waral man.
que par patriotisme. man je vais attirer l'attention. mais am nay kuréel yoo xam ne ñooy saytu loolu ndaxte gis nañ ni ARMP marché yi nu ñu koy tëggee. dafa am yoon boo xam ni da nga koy respecté. boo paree nag après ñu laaj ñuy soumissionné ñu daal di dépouiller ne jox nañ ko yow mais transparence boobu ci bonne gouvernance kon daf cee ñàkk ci li nga xam moo di gestion mbir yi. transparence boobu moo ci ñàkk complètement parce que Sénégal comme ni ñuy waxee ci politique. tey ñu ne on accélère suba ñu ne na bar. ay slogan la ñu yor. d'accord. loolu xëy na dinañ ci wax ci yeneen émission. ndax boo gisee ci coowal suuf li fi am. ñu naan coowal suuf. ñi nga xam ne ñooy tëgg coowal suuf li ñoo koy tëgg ñoo koy bummi. ndax mooy état bi ci boppam. loolu mu ngi tolloog OFNAC yi ñu fi teg ak. waaw Cour des comptes ak. c'est des institutions qui sont là. parallèlement comme agence yi ngay dégg ñu na ANES pour liggéey jeunes yi. ñooñu agence bi ñu fi nekkee ba tey mat na Alaaji Moussa fukki at. ak lu teg. te taxul bërki Dembo Ndiaye li xale yi def ba président jël dégg nga ko. ne 450 milliards dinañ ko jël. pour jubale ko ci affaire liggéeyu xale yi. mais kuy tëdd di xalaat. xam ne 450 milliards yooyu itam. c'est un nouveau slogan. pour une provision de campagne. Ah oui, on va vers des échéances locales à haut risque. C'est parallèle au découpage qu'ils sont en train de faire. Sénégal 6 régions moo fi am yu souverain. yoo xam ne ci la ñu waroon a mun a concentré wu. mais quand tu divises trop mooy booy séddale lu bari rek. c'est pour mieux régner. D'accord. seen rajo Sud FM 98.5 yéen a ngi seen biir émission loo ci xam tey ñuy waxtaanee li jëm ci wàllu tey lii di maanaam projet yi nga xam ne daanaka nguur gi yëkkati na ko sax naam bu nekkee ci slide gi mooy ñu jàppale askan wi ci xeex lii di jëm ci wàllu insécurité bi maanaam leeral mbedd yëpp waaye tamit teewul li jëm ci projet boobee nga xam ne nag daanaka moo di lampadaires solaires yi nag ñu bëri dañoo jàpp ni daal nu ñu joxe marché bi jaarul yoon ndaxte nag marché boobee ñu joxe woon ci 2018 ak ñi nga xam ne ñoo di waa FONROCH nag jàpp nañ ci gis nañ ci daal loo xam ni lépp li nga xam ni nag daanaka daal loolee jaar na ba tax ni sax ministre bi yor wàllu woowee jamono jooji di Thierno Alassane Sall moom tamit sax am na lu mu ca wax ci livre am boobee ndaxte am na yoo xam ne jot nañ ko ci nemmeeku ñu ngi naan jamono ji war nañoo yokkaat 100 000 lampadaires du noonu sëñ Fallou ndaxte tey nag suñu Fallou mooy suñu gan di économiste en même temps entrepreneur ci fànn ndaxte 100 000 yi ñu war a yokku nan la tëddee ak nan lañ ko war a defee si sa kàddu du ñàkk nag di si kanamee dinañ ñu jot ak waa ANER ak ñi nga xam ne ñoo di waa forum civil tamit ñu wax ñu ci di jëm ci wàllu passation marché yi na la war a tëddee sëñ Fallou. bon 100 000 lampadaires yi. président daf ko annoncé. bi mu ko annoncé. waaw suñu mbokku nationaux yi man wax naa ko ci njëlbeenu émission bi amul ku ma ci xam kuy defar làmp. te bari nañ ci Sénégal. ñiy defar làmp. ñiy defar làmp solaire. comme làmp yi ñu fiy gis nii. comme ñi fiy def nii. ñu fiy defar nii. ñu parce que làmp yi Alaaji Moussa. muy Allemagne muy France muy Sénégal muy Burkina Faso. Chine lañ koy jëndee. dañuy jënd rek ñëw. dañuy jënd rek ñëw monter. te man ci li ma jot a càmbar. ñi nga xam ne ay nationaux lañu. waaw pour ne pas avoir li tubaab di wax xawma nu ñu koy waxe ci wolof conflit d'intérêt. jéemuma leen a jege. mais càmbar naa ci sama ay càmbaru bopp. par rapport ak ANER bi nga xam ne moo yore appel d'offre yi. waaw ba xam ne ñun suñu mbokk sénégalais yi. nga xam ne ñoom moom xaalis boobu ñuy joxe. waaw ñoom ci seen wàllu bopp li ñuy jaaye làmp yi. genn wàll li ko tubaab bi di jaaye la ak li tubaab bi joto wone ci preuve nii. maanaam 100 000 1 million 100 bi ñu koy. 1 million 100 200 000 presque yi ñu koy jaayee. waaw pour la moitié de ça 600 000 francs. suñu entreprise nationaux yi ñoom ci seen offre. waaw mun nañ ci defar làmp yi. te dañ ciy boole garantie maintenant 6 ans. entretien bi. entretien.
pendant 6 ans lu ci yàqu ñoom ñoo koy defar. donc bu ñuy wax ci waxu làmp yi nii pour 100 millions de francs CFA. loolu xaalis bu bari la déjà 100 milliards de francs CFA. xaalis bu bari la déjà. loolu nag wuute nag Moussa li ngay romb ci mbedd mi dégg ñuy wax. ne dañu war a bàyyi wax bi te jublu ci liggéey bi. waaw parce que lii yëpp bu doon ñun dañu nekkoon di liggéey. bon tey par exemple système monétaire financier international bi ni muy doxee tey. waaw mayul benn marge de manœuvre pays africains yi. parce qu'ils seront toujours à la périphérie waaye ñoom du ñu bokk ci taabal yi ñuy waxe mbirum koom yooyu pour seeni réew. mais dañuy taxaw rek ci trottoir bi. déet waay. te yow yaa moom coow li. waaw loolu boobu nekk. mais tu es toujours à la périphérie des transactions financières. loolu preuve bi ñu ci mujjee wone. waaw mooy seen dernier sommet bi ñu def. muy France. G20 yeeg yooyu. G20 yeeg yooyu. bii mujjee ñu defee ko France. France fekk nañ jamono boobu ñoom ñu nekk confinement. waaw mbas mi ñëw yàlla indi ko. ku nekk gis li mu rey France. ba tey ñoom ñu nekk ci confinement. ñoom ñoo ñu ëpp soxla pour redresser ñoom seen koom. mais ñu yóbbu leen foofu teg leen ci périphérie bi comme ni ngeen ko suivre yéen ñëpp. pour arriver à des conclusions mooy njeexital bi. waaw mujjeewul ñu ne léegi dañuy def ay DTS. droit de tirage spéciaux. droit de tirage spéciaux yooyu Alaaji Moussa. ñi ngi ko évaluer fi mu nekk nii pour FMI defal leen 650 milliards de dollars. te 650 milliards de dollars yooyu Alaaji Moussa. 33 milliards de dollars moo ci revenir Afrique bi tax ñu joxe loolu. déedéet kay. c'est confirmé. oui. mais 30 mais kon seen présence pour xeexal seeni askan amu fa benn taxawaay. ban taxawaay lañ fa am. lii ma lay wax nii kenn mënu koo weddi. y a pas on peut pas le contre kenn mënu ko contredire. 33 milliards yooyu aussi ñu ne moom lañ ñuy sédd. doon na tane sax bu doon dañ ñu naan am leen yéen def leen ci lu ngeen bëgg a def. mais 33 milliards yooyu aussi ils nous mettront la pression pour nous imposer des projets qui seront administrés par des entreprises françaises. encore. ce qui veut dire que ni kon xaalis bu ñu injecté dañ ko bëgg a récupérer waat. dañ ko bëgg a récupérer waat. pourquoi ñu koy bëgg a récupérer waat mooy. ñoom. seen mal gouvernance politique récurrente bi. loolu moo indi la croissance économique tant vantée de l'Afrique ces dernières années. était loin d'être solide ndax bu dëgëroon. preuve bi mooy tey nii elle s'est complètement effondrée. avec la crise du Covid-19. L'Afrique est rentrée enregistré un taux de croissance de moins 2,6% en 2020. Ce qui veut dire que la croissance de l'Afrique n'était pas inclusive. Et pire, elle était le fait que des moteurs qui sont contrôlés par des entreprises étrangères. mooy dañu war a génn dans ci mbuumu parce que lii. waaw ak mbuumu jaam bu ñu moderniser benn la rek. oui d'accord mais ce qui veut dire que donc. li nga xam ni mooy préférence nationale boobu ñuy gars yi di jooy. voilà mais kon. le marché doit revenir wala une grande partie donc pour renforcer li nga xam ne moo di l'économie au niveau national marché yi ñu koy jox entrepreneurs yi ici au Sénégal. mais bien sûr pour mettre les PME sénégalaises à concurrence parce que loolu mooy yoonu DTS. pour jàppale ñu ñun ci suñu jëmmi bopp ñu soxalil suñu bopp. waaw mais yow nga jël 650 milliards de dollars. ñun suñu mbébét moo tax. FMI def DTS boobu. waaw nga bëgg ñu ci jox 33 milliards yoo xam ne yow yaa koy contrôler encore. oui donc ñun kañ li ñuy génn ci lii. yéeme na. loolu nag moo tax économiquement booy seet. du ñun mais suñuy doom. ak suñu xeet ak suñu askan. oui ñun ñoo koy mujjee fay. absolument parce que ñi ñu jiital ñoom ñooy signé loolu. ci suñu tur. loolu moo tax ñu war ci wax ak askan wi. oui
ñu gën a am taxawaay. parce que booy seet aussi Sénégal. dañu nekk trop ci waxu politique politicienne. kii moo fi ne kii moo fi warul a nekk wala na puus man ma toog fi et cetera. mais mbirum liggéey en quelque sorte moom la ñu deful. fi mu nekk nii bu ñu nee élection locale ñu nekk tey nii mois de mai. fii ba décembre janvier kenn du liggéey dara. c'est vrai les questions économiques donc dañ leen occupé dégg leen second plan. au second plan. voilà alors que ñoom la ñu war a jiital. loolu la ñu war a jiital parce que l'économie c'est ça qui règle les problèmes politiques qui règle même la santé et tout. mais bien sûr. mais si boo amee secteur primaire bi ñuy wax njeexital ci wàllum koom. bu ci jiitu. mooy mbay. fii amatul mbay. mooy élevage dee na. mooy agriculture élevage mooy pêche. yow mii sa kër maag man sama kër tey yabooy sax bàyyiwuñ ko fa. les accords de pêche là on les décrit depuis l'époque de défunt Tanor Dieng. ba tey amul dara lu ci saafara. absolument loolu nag c'est la même chose ak lampe Fonroche yi. oui d'accord mais les 100 000 lampadaires parce que déjà am na ñuy commencé intervenir mais dama bëggoon jël waa forum civil ba pare wala ba ci kanam tuuti ñu xool bu nekkee jàpp na tuuti wala balaa boobu nag am na ñu nekk ci ligne bi bëgg intervenir ñu dugal leen en attendant tamit gën a continuer waxtaan asalaamaaleykum asalaamaaleykum allo. allo Imam. waaw asalaamaaleykum. Thiam. waaw ñu ngi lay nuyu kooku. El Hadj Malick Sall dëkk Thiamène ci yoonu bon wi. waaw El Hadj Malick Sall bisimilah. maa ngi siyaar sa gan googu di El Hadj Fallou. waaw. ñoo ngi koy siyaar bu baax a baax a baax. dëgg la jërëjëf. Moussa. naam. sëñ Fallou nag na ma baal waaye moom yéex naa xeex lool de mel na ne. ndax yëf yi ñeenti at boobaak léegi li mu wax. 2018 ak léegi. waaye pour wax rek man ci société boobu nga xam ne président France moo ko fi indi woon. te moom nee na amul budget. mel na ne loolu la wax. te dafa wax it beneen wax bu am solo bu mu njëkk a wax. 70% ci réew mi jànguñu. foofu lañ leen qualifié moom yaa xam alxuraan nga jàng yaa xam leneen yaa xam ne dangaa dox ba say tànk futt. lu ne nga gis ko jàngoo rek moo jàngoo. léegi kon mu def 30% yi ñoom ñoo jàng. biir 30% yooyu itam 20% yi ñoom féete nañ boor bee. % yi nag ñoom ñoo yor alali Sénégal ñooy sottandiku ñooy wëlbati ñooy xelli. lu leen neex la ñuy def. te kenn du leen contrôler te ko wax yeneen 20% yi la ñooñu ñoom ñooy ñu jàng ñoo leen di théorie. kenn mënul ñoo leen di layal daal maanaam. waaye pour wax ko. société yi mu wax ne ñëw na te amul budget ndax nangami million de euros la am. te marché bi ëpp na loolu. yaa ngi dégg Moussa. ñoo ngi lay dégg bu baax waaw ñu ngi lay dégg. waaw léegi nag waa ji ci bagage yi macaroni la ñëwee bu mu ko fàtte. waaw cartable moo ñëw indi muuraake bi. muuraake boobu nag buñ ko tekkee dootuñu xool ndax dafa xuur wala safut suukar wala dara dañuy mëq rek seen i càll. xam nga société yi ni ñuy jógee. nekkul ci yor budget ñoom benn signature dong signature président bi wala signature ministre bi rek. garantie la boo xam ne bii mën nañ laa jox marché boo xam ne bii mën naa doon ay milliards. nag di sottandiku. balaa marché bee jeex yow nga nekk milliardaire. noonu dong la ñuy jóge Moussa. mën naa laa joxe exemple ci transport boo bëggee. waaw. yaa ngi may dégg. ña ngi lay dégg waaw. voilà gis nga tey bu ñu ne dañuy defar benn autoroute bu jógee Louga jëm Matam. tey ñu daal di ne léegi autoroute bi taxaw na talaata nañ ko pare. léegi ñu ne autoroute bi kat il faut xam nga ne ay benn dañ koy ñooy liggéey ñooy yóbbu suuf yeeg béton yeeg yooyu. ñu daal di may jox benn signature daal ne Malick Sall mii moo gagné marché boobu. te Malick Sall amul sareetu mbaam aw ma ko. waaw. amuma tam fukki junni sax yu mat yoruma ko. waaye signeel nañ ma signature bi jox nañ ma ko société bi jox na ma ko ne yaa gagné marché bi. léegi man signature boobu laa yóbbu ci concessionnaire bi jaay benn yi. yaa ngi may dégg. waaw. ne ko mu ngi nii maa gagné marché bi. mu ne ma ñaata benn nga soxla ma ne ko soxla naa juróom fukki benn. xam naa bu ma demee ba ci kanam danaa yokk mu ne ma waaw. day daal di nangu jox ma juróom fukki benn yu bees tàq.
ma dem matriculer. yoruma dara de ma matriculer. su ma paree daal di dem ci turu benn essence. waaw bu am doole laay dem seet ko. ñëw ne ko mu ngi nii maa gagné lii am naa ay benn matriculer naa ba pare dama bëgg nga di ma fournir ci kii ci nu mu tuddati ci gasoil carburant. mu ne ma d'accord léegi moom ma ne ko ñaari weer nga may jox mu ne ma d'accord moom itam day góorgóorlu pour gagner marché boobu ndax xaalis carburant bi day bëri xaalis bu bëri lay doon. léegi su ko defee ma daal di jël loolu nag jël nag samay chauffeur teg chauffeur yi itam su fekkee waroon naa fay 200,000 chauffeur 100,000 laa leen di fay. léegi nag su ko defee ma daal di départ commencé. xam nga ne amuma dërëm de. dëgg la mais jóg naa ba taxaw. léegi su ma dawalee concessionnaire bi moom moo kii oto yi dañoo am garant. waaw oto yi bees lañ lu ci paan dana ko dépanner lu yàqu nag maa koy defar. dëgg la léegi su ma dawalee weer wala ñaari weer wu dee. société bi ñii dañ may fay sama xaalis ñu may liggéeyal buñ ma fayee ma dem fay ñee. fay essence bi. fay chauffeur yi. ñaari weer laay dawalaat yokk benn yi. bu baree tuuti rek ñu daal ne ma ñun de dañu soxla ay manœuvre ma ne amul problème. dem nag ubbi beneen bureau fee di jël ay nit ñi may jël man maa ngi leen di joxe société bi 200,000. laay wax société bi moom laa leen di fay par weer. ñoom ma di leen fay 100,000 parce que jaasi laa yore ci digg bi laa koy dagg. yóbbu benn partie bi jox leen benn partie bi. kooku balaa kii bee jeex lu may am. gis nga Moussa. bu la kenn nax gis nga fi mu ne bu leen neexoon. fukki dërëm doo ko xëyaale nga nekk balaa fi ñaari at nga nekk milliardaire yow. déedéet waay. billaahi maa la ko wax. système la boo xam ne bi ñoom moom la ñuy doxale milliardaires yi nga dégg fii yëpp dañoo mos a am fukki dërëm. dëgg la waay dëgg la. fii ñi fi yàgg a nekk milliardaire ñaari nit rek lañ fi doon wax. muy Alaaji Jili Mbay ak Alaaji Njuga Kebe. dëgg la. mais léegi ñaata milliardaire ñoo nekk Sénégal da nga leen a xam ne ci lenn luñ doon yëngu. waxuma la dugg avion dem feneen def leneen wala di yëngu ci dara sax defuñu rapide sax mosuñu koo dugg. xëy ñu jox la marché rek marché yoo xam ne kenn xamul nuñ la ko joxe. très bien waaye xam nga ne bagage yi président France. wàcc Sénégal. loolu dong doy na garanti. waaw laa nag ñu naan man nga léegi mënoo la. dëgg la de voilà. te lii mu wax ne la Chine la ñuy jënd ji muy Allemagne yi muy kii. Chine lañ koy jëndee. chargé ko indi ko monté ko. waay lu wér la. dëgg la lu wér la société yu bëri ñooy liggéey affaire bi di ko jox keneen kooku dem yóbbu ko defe ko feneen. absolument ñi def transport di wër xam nañ affaire bi ni muy doxee. gis nañ ko avec les compteurs acculés là avec Sénélec donc yooyu tamit c'est même pratiquement kii la parce que ñoom tamit fu ñuy jëndee rek daanaka am tamit ñu ko mën a def yooyu c'est à peu près les même situation la rek daal. loolu rek la loolu dong la du leneen. jërëjëf sëñ Malick dañuy jënd rek mais fabriqué wuñ dara. dëgg la te fi mu ne loolu Sénégalais yi mën nañ ko. dëgg la jërëjëf. mën nañ ko su fekkoon dañu bëgg réew mi gaaw. su fekkoon dañu bëgg réew mi gaaw. ni Chinois yi def la ñuy def. dëgg la dañu koy jënd boo jëndee benn lampe boo jënd. indi ko. lampe boobu ñu tegal la ci lu ñoom gouvernement bi ci boppam dana xam ni lampe yi su bëggoon réew mi dox. bu ñëwee mu tegal la ci lampe bu ne mu teg ci 200,000 nga monté ko. waaw voilà très bien. kooku lampe yi day yomb te day bëri. dëgg la ba pare réew mi day kàppaki lampe. absolument dëgg la te ki ko yor itam dana am dara. dëgg la jërëjëf boo indee junniy lampe bu ne am 200,000. kooku nu mu toll. jërëjëf sëñ Malick. jërëjëf. jóg léegi loolu sant am na solo ndaxte am na ñeneen ñu nekk ci ligne bi bëgg a bokk ci waxtaan wi su nekk am na ñeneen ñu le temps ñuy jël waa forum civil ñoom tamit bëgg nañu bokk ci waxtaan ak waa ANER. aussi asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah El Hadj Moussa. naam. Diop na nga def. sant yàlla Diop bisimilah. di la nuyu di nuyu sa invité bi. ñu ngi lay fay. Moussa man daal bu ma xoolee ñun africains yi. ñun daal gëmuñu suñu bopp. vraiment bu ñu gëmoon suñu bopp. war ko ak Covid 19 bii. waroon nañu xam ne développement sa loxo la nekk mais nekkul ci ay doo tay la sa bopp. comme ni ñu koy defee. parce que soo gisee rencontre bi amoon France fan yi gàcce weesuwul loolu quoi. gàcce weesuwul lu mat 14 xaw ma 15 présidents de Afrique ak ressources naturelles yi ñu yàlla may. ñu war a ànd am suñu monnaie commun am suñu jeunesse bi nga xamante ne sawaay européens yi amuñu ko. au lieu que ñu gëm suñu bopp xam ne suñu développement suñu loxo la nekk ñu dem di lambarekal di dem ci Macron mu ñuy digal li ñu war a def mais xam nga loolu gàcce weesu ko. ay droit de tirage kii mais bu ñu amul suñu banque nationale mais mën nañu tirer suñu bopp mais américain noonu la ñu def. Union européenne noonu la ñu def. pourquoi.
ci moom la dogee kon ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 waa Forum Civil nag dafa mel ni ñoom jàppandiwuñu dafa mel ni daal jàppandiwuñu ci waxtaan bi kon Fallou ñu ngi doon wax ci intervention yi dégg nga. sànq yaa ngi doon wax lu am solo moo jëm ci wàllu noté woon nañu ko moo jëm ci wàllu sax daanaka nuñ ko jaay wala non gars yi ñoo ngi ci ligne bi ñu jël leen très rapidement comme ça ñu mën ñu bàyyi ñu mën a ko ndaxte asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Moussa na ngeen def. ñu ngi sant alhamdulilah. ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar ñu ngi lay fay. Abdoulaye Ndiaye marchand ambulant. Abdoulaye Ndiaye bisimilah. waaw sëñ Moussa su ma dikkee si débat bi maa ngi nuyu sa invité sëñ Fallou di ko ziar waaye man dama am jaaxle. li ma am jaaxle moo patriotisme lan lay signifier. waay bëgg koom-koomal sa réew la. wala bëgg yow booy def sa réew di la sóoraale. gis nga bu dee lamp yi tey patriotisme lañ si doon sóoraale. waay sëñ Moussa kan la ñu war a jox marché bi. Sénégalais yi nga xam ne day jéggaani. waaw comme si munti doon da ngay jéggaani. ak entreprise yi nga xam ne tey ñoom moom lamp yi. nekk Chine tey bu ñu doon jox lamp yi rek kan lañ koy jox. bu dee wàllu affaire patriotisme la ñuy wax. man question boobu dama koy laaj. man jàpp naa ne tey boo ko joxee chinois bi mooy gën a moins cher que ñeneen ñi. te man yàgg naa di dem foire bu Sénégal. oui gis naa ñuy exposé si wàllu lampadaire. ñi ciy imposé lampadaire. boo demee tey seen société yi ñu yor. bu yeboo ma ne la benn magasin lay doon ñu employé ay quelques nit. oui kooku est-ce que mën na def entretenir. entretien bi man damay waaw entretien man damay wax rek pour l'essentiel. man gis nga man su ma wax sëñ Moussa xam nga lan laa jiiteel. non mais objectivité. man intérêt xaalisu Sénégal. li nga xam ne askan wi ñoo ko moom. dëgg la ñun ñëpp ñu bokk ci yam. man du ma xool ndax kii entrepreneur sénégalais la. oui wala kii entrepreneur étranger la. man koom-koomu Sénégal laa siy xool. dëgg la. parce que tey nga jox ko entrepreneur sénégalais. damay waxaale sax suñu Fallou mu waxaale entrepreneur sénégalais yi nga xam dañuy faral di gagner marché te duñ ko exécuter dañuy mujj di ko fa bàyyi ba ñuy jël di ko joxat benn entrepreneur di tardeel ay liggéey dama lay jox lu mel ni sous-préfecture yaa entrepreneur sénégalais moo ko yoroon tardeel na ko ay at mënut a pare. ba état yóbbuwaat fa keneen pour mu koy xool yi. pour ñu mën ko jox mu yeggali ko. ma jox la stade Parcelles Assainies. oui entrepreneur sénégalais moo ko yoroon. ba à nos jours àggul. kooku jël na matériel am yëpp dem. jam ñaari. te loolu moo am ci entreprise boo doon jaar tali bi jaar front de terre. oui on parle ñoo ngi wax sax stade yi nga xam ne homologué wuñ ko ak yooyu problème bi tu as vu avec. moom laay dem sëñ Moussa. parce que dama ci gis ñu defar benn tali. ci jamonoy Abdoulaye Wade yàggul dara trottoir boo xam ne boîte naa ne boo ko xoolee presque 1 mètre lay toll. fan nga ma si gis trottoir 1 mètre. boo fa jaaree yàqu na. oui est-ce que loolu jaadu na. bon boo dee xool ñi nga xam ne ñoo war a di surveiller liggéey bi ñoom ñoo war a ñoo deful seen liggéey. ñi contrôler bu ñu joxee entreprise. oui sëñ Fallou déclaré na ko foofu si lampadaires yi ñu jot a taxawal. lampadaires yi li ma si gënoon a métti sëñ Moussa mooy commencement bi. oui comment ça fait que tey ñu ne dañ koy njëkk a def ci ville yi. te ville yañ koy def communes yañ koy def ñoo ëpp doole communes yi nga xam ne tey commune rurale laa leen di tuddee. dëgg la ñu jël ñooñu jox leen lampadaires yi. peut-être si deuxième phase bii ñuy def la ñu doog a commencé dem. ci commune rurale yooyu. mais est-ce que loolu xel mën na ko nag commune boo xam ne mën na fayal par des fois facture am. nga jël yow di ko sampal lampadaire wàcc ki nga xam ne mi ngi si àll bi. budget bu mu fayee mairie bi sax yoru ko. mais dañ ñëwoon foofu. ñoom si kàddu yu yëkkati woon dañ ñëwoon ndaxte xam nga communes yi dañuy yoral Senelec lu bari. xaalis moo taxoon ñu indi projet boobu parce que jàpp nañ ni bor yi nga xam ni communes yi ak tamit état nu muy reverser communes yi xaalis boobee mënoon na dugg ci feneen quoi moo tax ñu defoon lampadaires yi peut-être ñoom loolu ñu joxe comme explication. waaw moo tax ñu jiite commune yi. waaw mais fi may waxee mooy commune rurale yële amul xaalis ñoom. waaw bay am problème mu sax. luñ fay seen mairie bi rek. wallaay da leen di def problème ba ñuy fay facture mbedd. waaw ça c'est vrai. nga jël ñooñu jël ñi nga xam ne tey tan nañ tuuti def leen en priorité. boo jëlee Sénégal damay wax amul usine buy defar lampadaire. bon mook entrepreneur bi nekk français ñoo yam moom point. dañu jël di jéggaani rek. bon nañu seet sénégalais dem pourquoi mënuñu dem droit au but dem si entreprise chinois bi commandé ko. mu gën a yomb. te tamit li may faral di gis si accord entre atteindre pour marché bi. objectif. waaw boo dee xool si taux d'atteindre
waaw pour ndax nit ki dina am nit yoo xam ne tey après dinañ mën a am entretien bi. waaw. maa ngi laaj sëñ Fall moo xam ban entreprise Sénégal moo fi mën a am nombre boobu ngoo xam ne recruter na ko tant de personnes électriciens. bu seen xam-xam màcc ci wàllu tey. entretien. loolu. dëgg ban entreprise moo fi am personnel boobu. d'accord. loolu dama koy laaj. d'accord. fi mu koy gën a ñaaxee nag na ma dellu si bàyyi li may bàyyi xel. mooy si entreprise yi Sénégal yi nga xam ne dañ leen di jox liggéey. te duñ ko mujj eggale buñ paree ñu daw wuti benn branlon boo xam ne fa la ñu daw di làqatu. oui. kenn du leen mënal dara. absolument problème la foofu. foofu moom bëgg naa ñu insister si moom en tant que entrepreneur. d'accord. su ma sañoo dina insister foofu bu baax. absolument ngeen baal ma ak sëñ sax. jërëjëf Mas Ablaye Ndiaye marchand bilan kon ñu xaar keneen rek après daal di jëlaat waxtaan wi tuuti su nekk am na ku nekk si ligne bi 83 am na ñu nekk ci ligne bi ndax ci émission Askan Wi la asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. El Hadj Moussa. naam. waa Diop dafa daggoon sànq. waaw ñu may la ngaygale. waaw damay gàttal rek bon xam nga entreprise sénégalais yi. état mu ne war a jàppale. oui. suñ amoon suñu banque nationaux. am suñu monnaie bopp comme ni ko chinois yi defee marocains yi defee ko. kon suñu entreprise dañu mën a dem. ba mën a jongante ak entreprise àdduna bi. loolu soo gëmul sa bopp doo ko mën. oui. il faut ñu gëm suñu bopp xam ne suñu développement suñu loxo la nekk loolu mooy wax ji. dëgg la. mais ñun dafa mel ni il préfère favoriser les étrangers. que les nationaux. parce que bu fekkee da nga jox bu fekkee ne marché bi da nga koy jox un nationaux. muy marché gré à gré boo xam ne day am fu muy jaar avant muy egg si ci ko war a exécuter. fa muy jaar ku nekk war a am loo ci lekk ku am loo ci lekk lañ ko war a fayoo ko moo waral travaux yi arrêté nii. buñ ko tegoon si yoon dëgg. entrepreneur bi ko war a jël ko. dem ko war a facturer ñu facturer ko matériel bi war a jënd ak personnel bu doy. dina liggéey mais bu fekkee dafa fu muy jaar avant ñu la koy jox. gis ngeen di xew suñu stade yi. il paraît que am na koo xam ne moom rek la ñuy jox marché yi. te gis ngeen problème yi fi am. donc yooyu yëpp il faut mu dañ pour ñu mën a dem. absolument bon beneen bi mooy ci affaire lampe yooyu. maanaam dama dégg Abdou Mbaye mu ne dafa am poto yu ñu doon defar. poto boo xamante ne poto ciment yi nga xamante ñu ngi ko war a defaree benn poto 200000. waaw ñu facturé ñu ko 14 millions. maa ngi koy laaj góor gu ndax sa invité ndax loolu am na wala Abdou Mbaye daa dégg mu wax ko. dëgg la ancien premier ministre. d'accord. waaw beneen bi suñu suuf si aussi. waaw. waaye nañ ko bàyyi étranger yi ñu koy jox. 890 000 hectares jox nañ ko étranger nañu bàyyi suuf si ñuy joxe. te képp population yi bu kaasee ñu jàpp leen yóbbu leen ci kaso bi tëj. loolu daal war nañ ko bàyyi maa ngi jégalu. jërëjëf sëñ Diop ci intervention bi waaw kon ñu dugaat soobaat ci waxtaan bi tuuti sëñ Fallou donc sa interpellation yaa ngi doon wax sànq nii daanaka marché yi ñu doon jaayee kii ñi nekk si lañ tekki tuuti ñu continuer waxtaan bi ndaxte am na solo ci maanaam demoon nañu sax ba def benn avenant par rapport ak li nga xam ni yëkkati woon nañ ko daanaka kon ce qui veut dire que ni marché bi jéggi na woon li nga xam ni moo di 87 milliards yi avenant booy rek lu ñu yokk. avenant mooy lu ñu yokk. waaw te bokk ci woon. ca njëlbeen bokk ci woon ci njëlbeen. 87 millions d'euros yi. waaw. bi ñu leen ko signalé ba pare gré à gré. ci sama ay yëg-yëg source am na ci avenant bu ñu leen defar 30% ba loolu yóbbu lampe bu nekk dem ci 1,5 million. 1,5 million jóge si 1,100,000 ba 1,5 million. ba 1,5 million pour benn lampe. waaw. loolu ci intervenant bi la doon wax léegi. nan la entrepreneur yi nga xam ne dañ fi nekk tamit. bu ñu leen joxee marché ak xaalisu askan bi en tant que ay sénégalais. waaw duñ ko liggéey ni ñu ko war a liggéeyee. duñ ko respecté ni ñu ko war a respecté. loolu li koy indi mooy entrepreneur yooyu déjà dañ lay jox liggéey mu mel. 1 mètre de gazon synthétique amul fii bu national bu askan wi moom. lu fi am ci gazon synthétique. ay privé la. mu ngi nii gis nga par exemple ñu ne DSK xawma lañ koy woowee Dakar Sacré-Cœur. terrain ba fa ne. terrain bu même dama lay indil waxu làmp yi nii ci sport bi. terrain boobu yow doomu Moussa Thiam tey bu fa bëggoon dem di jàng football day fay 100 000 francs par mois. parce que français yee ko moom. mais privé la aussi. privé la. oui. je veux dire pour la conceptualisation parce que entreprise sénégalais yi ñuy def jox liggéey defaruñ ko yow gis nga ci ku ñu jàpp. gis nga ci ku ñu jàpp. c'est parce que loolu ñoomu neen la comme li ñuy wax.
mais bu doon fii impunité amul. oui benn entrepreneur bu ñu la joxee marché defoo ko ni nga ko war a defee. oui ñu yóbbu la ci kaso ba comme ni ñu fay yóbboo ñeneen ñi nga xam ne nii dañ naan li ñu nekk du yoon. oui loolu mooy wax ji. dëgg la man mii samay mbokk dànkaafu nañ ma ne ma boo demee Moussa Thiamba doo fi dem ñu def la comme Boubacar Seye man leen bu boobaa tam ñu def ko rek. ah waaw. ndax am naa ay jaar-jaar ak ñoom. waaw xëy na boobu presse demeewul nii. ak yooyu. mais man ci jógal askan wi. waaw ci loolu laa musa nekk. lépp lu ma am te bokkuma kook sama xeet ak sama askan yàlla bu ma ko yàlla may. dëgg la dëgg la. waaw ba tax na ñoom. dañu war a jóg. ci daal. jéem a jubal affaire yi teg ko ci yoon. voilà donc ci wàllu technicité bi dëgg la mbaa ñoo ngi wax préférence nationale aussi mais aussi gars yi léeg-léeg tamit li ñuy wax sànq rek ni mooy est-ce que tamit bu ñu joxee ñi nga xam ne tamit mooy yenn entreprise yi fi nekk du ñu vivre la même situation parce que aussi tamit gis nañu ko fi ci marché yu bari. waaw gis nañ ko fi marché yu bari. loolu mooy laa leneen nag mal gouvernance oui dafa am benn seex. waaw. comme ni ngay waxee Adama ak Awa. mal gouvernance bu dee mooy Adama. waaw Awa mooy impunité. d'accord. te impunité institution la parce que mooy justice. waaw xam nga bu baax li ma la wax. dëgg la. am na yu bari yu fi jàll. bu gazalee nga ne leen ñu naan pour ne pas le nommer mu ngay recruter waa Sonko et cetera. waaw te heure bii waroon ko fekk moom muy compter ay mbootam. wax ji il faut ñu wax ko. d'accord mais quand on parle de patriotisme économique aussi sénégalais yi ñoo ci war a jiitu. même bu sénégalais yi ñoo ci war a jiitu. mais kuñ ci jox liñ la war a jox dañ la ko war a jox parce que sénégalais nga. boo deful li nga war a def ñu teg la ci yoon. ndax dëkk bi am na yoon. dëgg la mais waa ANER dans tout ça parce que ñoom tamit ñoom ñoo exécuter le marché. waaw. waaw ñoom dégg ñu leen si mais ñoom woo nañ leen nag ne leen ñoo ngi def émission bi bu nekk am na ñu bëgg wax ñu wax ñoom tamit ñoo ngi leen di xaar bu nekkee bëgg nañ tontu directeur général bi ne mu ngi déglu. ci émission bi. mais ñoom nag ñi exécuté. mbir mi xam nañ ni am na ay tolof lu ci am. am na ay tolof yu ci am mais ñoom lu tax tamit bañu ñu loolu teel koo dénoncé balaa ñoo ngi fii wala sax lii nga xam ni mooy li ñu dégmal ci 100 000. bu boobaa ñoom ñu jóge seen place. ñemewuñ ko kese. ndax balaa ñuy wax ANER. waaw wax nañ fi OFNAC. waaw. ak magistrat ba fa nekkoon ñu gis ne jigéen la ak ndam bi mu fa defoon. oui fan la mujjee. rapport yi nga xam ne yii dañ ne OFNAC def na ko ak Cour des comptes. mu nekk sous la table du procureur. président mi ñu ne yàlla moom la dénk askan wi. oui moom moo ne am na yenn dossier man maa ciy teg sama loxo. donc ANER da nga koy jàppe comme institution yooyu rek c'est des genres d'institutions bidon carton qu'on met là. mais justement xanaa ñoom dañuy ragal le syndrome de Thierno Alassane Sall bi nga xam ni moom nee na je suis coupable parce que dama bañ a bokk ci li nga xam ni mooy li mu wax je cite ses paroles ah. oui ne li nga xam ni mooy daanaka ñoo ngi koy def. te loolee ñuy def ci projet bi day ndóolal Sénégal te alors qu'il y a d'autres priorités. Il y a d'autres priorités. waaw il y a pour d'autres priorités par exemple pour une anecdote. anecdote mooy lu tolloog daf ñu ci wax bi nii. waaw nee na endettement bi day gën di yokku. endettement bi dafay gën di yokku. Thierno Alassane Sall musuma koo gis. musuma wax ak moom. mais sénégalais bu ma naw la. ndax dama ko yàgg suivre depuis ASECNA. waaw di gis ne kii patriotisme nekk na ci moom. wala en résumé daal ku ragal yàlla la. waaw noonu laa ko mun a tuddee mel na seen ancien président Babacar Touré yàlla na ko yàlla teeru. amiin amiin Thierno Alassane Sall. ku am ngëmte la ku ragal yàlla la parce que boo ragalee yàlla doo ñemee def yenn yi. man mii di wax ak yow ci mbirum coowal suuf toujours ma gis xaalis bu bari boo xam ne mun naa koo jot. waaye ma xam li ci ginnaaw. tax du ma ko nangu du ma ko mun a détailler fii. mais bu ma la ci joxoon benn anecdote rek. ci ay haïtiens yi nga xam ne dañ fi ñëwoon ci temps wu amoon na Ablaye Wade. Ablaye Wade jël benn terrain bi moomu ko. état moomu ko. église catholique ko moom. waaw mais église xamul na ñoo moom terrain bi. mu ne leen na ngeen ko def lotissement pour defal fa haïtiens yi ay kër. mu doon benn projet boo xam ne dañ ko def figure comme ça. waaw haïtiens yi demaat seen yoon ñu jël suuf sa pàccoo ko.
man mii dama cee xeex ba ci laa njëkk a rencontré njiitu labbe yi Sénégal. ne ko seen i këyit a ngi nii ngeen moom yéen a moom seen terrain. intervenir ci Saburi Ndiaye Descos mu organiser démolition bi devant la télévision nationale. oui te loolu en 2016 la woon. luñ ma ci fay dara te biñ ma cee ni lan lañ lay fay dama ne la amul leen ma dara. donc du loolu du man lu ma am laay wut. mais dama bëgg Sénégal parce que juddu naa fekk fi président Senghor. ba Abdou Diouf ñëw Ablaye Wade ba Macky Sall. affaire bi ni mu meloon au lieu mu gën a tane mais dafay gën a pire. loolu moo ma tax ma dem ba nekk retraite di doog a jëlaat pour ñëw wax ak askan wi ne dañu war a yeewu. parce que 33 milliards yooyu ñu tëjee sànq di wax ne DTS yi moom la ñu ciy jox pour l'Afrique. waaw loolu déjà dafa tuuti ci 650 milliards de dollars. oui léegi France va nous prêter à condition France dinañu lebal rek ñun. ci condition boo xam ne entreprise française yi ñooy am contrat yi. ah déedéet waay. ah si. et pourquoi ne pas organiser une compétition saine oui. entre les différentes PME. mais moom noonu la war a demee. pour faire participer le secteur privé sénégalais. loolu la donc yooyu yëpp dafa am dañ ci war a def taxaw seetlu yoo xam ne. oui nit ñi dañ ci war a jóg parce que c'est de l'argent public. xaalis bu ñëpp bokk la. oui parce que ñëpp a koy fay. donc fi muy dugg dañu war a xam fan la ak lan moo ko fay dugal. mais situation bi ni ki mel gisuñu bu baax a baax ñi nga xam ñoo société civile ak ñeneen wax ci parce que c'est des choses yoo xam ne qui engagent le Sénégal qui engagent également l'économie sénégalaise même question d'endettement Sénégal la te génération future également ñoom bu ñu ñëwee daanaka dinañ nekk ci tolof pour rembourser tout ça. mais loolu yëpp li ko indi Moussa mooy. affaire bi dama ne la dañ naan économie politique sociale. léegi nag économie day mujjee ginnaaw. social mujjee ginnaaw tout est politique. ils ont tout politisé. d'accord. loolu moo indi lënt bi ngay wax nii. très bien ñu jël ki ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Moussa. naam. waaw maa ngi lay nuyu man la El Hadj Fallou Ba di la wooye depuis Kaolack. waaw sëñ Fallou Ba bismillah. di rafetlu waxtaan bi lool di nuyu sa invité bi. Fallou Gueye wax dëgg yàlla waxtaan bi leer na nañ ku ci bëgg a dégg lu leer. ma wax ne façon bi ni nga ko jëlee lu am solo la. benn bépp sujet booy traité ci da nga wut benn expert à côté. te bon nga ut ko mu soxal baax na waaye nga am benn expert boo xam ne moom kii dafay nit ku xam domaine boobu comme par rapport ak sa invité tey. incha allah waaw. ndax ni wax nga ko ci sa njëlbéenu émission. économie baat ni ko olof fekkee mooy yaxanal. est-ce que nag ñun suñu gouvernement yi ñu ngi yaxanal wala yaxanal. jàpp naa ne kuy yaxanal am na loolu doo ko def te kuy yaxanal da nga am résultat bu gën bi nga xam ne nii moo am. man lii di wax ak yow man membre fondateur UNACOIS laa. waaw dama lay boo gisee moo xam ne dama laa bëgg a jox benn anecdote xam nga ñun dañu suñu dëkk yi dafa nekk ay dëkk yoo xam ne nii. dañoo amul ay banque nationale yooyu dafa am solo boo ko amee nga xam ne. objectif de recherche ko développé suñu dëkk. jàpp naa ne képp suñu gis ngay góorgóorlu pour fas yéene développé dëkk bi ñu nekk sa ginnaaw di la jàppale. loolu dina am résultat. li ma la ne dama lay jox benn anecdote rek gis nga 1996 bi ñu privatisé kii ceeb xam nga ceeb ku ne xam na ne dañ ko dafa am benn kii boo xam ne nii lañ ko dénkoon. des exploitation moo ko yoroon nga xam ne moom dong moo amoon droit importé ceeb di ko jaay askan. waaw. ñu ko libéralisé nga xam ne. parce que lu ko jiitu sax dinaa ko def sax gërëw bu méttee gërëwu 5 jours. gërëw bu métti trop. ak bailleur de fonds yi ak suñu partenaires sénégalais yi bépp loxo am bi ñu dem fa ne ko il faut nga privatiser ceeb bi. gis nga suñ ko privatiser. jël organisation yi ñu doon. léeg-léeg nga xam ne booba tey UNACOIS moo ci bi ci ëpp doole. ñu jël juróom-ñaari organisation kenn ku ne ñu jël benn quota jox la nga war ko importer pour ñëw dafay xool ndax ñun danañ mun a yore ceeb bi wala duñ ko mën a yore. fekk UNACOIS taxawaleen na benn société. société xaalis bi bëriwutoon sax
capital 100 millions rek la woon. mais xam nga capital 100 millions nekkul lu am solo. mu dem seeti banque am pour dama koy expliquer rek carrément CBAO la dem seeti. bu ñu demee waxtaan ak moom amal ko ne ko man dama commandé ceeb. bato bi agsi na. léegi dama bëgg ci ma fayal boo ma fayalee après man ma jaay remboursé la parce que foofu la domicile comptable xam nga ceeb bi nekk ci port bi. nga xam ne da nga koy enlever jaay ko foofu ku ne xam ne amul risque ci banque. amul risque waaye. mais waaw mais fekk booba ñi moom CBAO ñoom dañoo teg seen bët ci ceeb bi. te fii ne état bi jox leen ceeb bi. léegi xam nga nuñ def. duñ discuter directeur banque bi ba mu defal ko weeru xaalis li mu soxla. waaw. wallahi alazim bi ñu xoolee chèque bi au niveau de la direction. ci PDC bi. dafa annulé chèque bi parce que laaj na chèque bi lan la bëgg a def chèque bi da ceeb la war a fay te buggut ñoom ñu fay ceeb bi. ñu bloqué ko foofu. xam ne li ñu ci génne boo ko Samba Dieng bi nga gis nii tey moo laaj montant bi ñu ne ñaata la. ñu def benn chèque lebal ñu xaalis boobu génne ceeb bi. affaire bi déclenché sinon bu ñu amutoon boo ko Samba Dieng tey. ceeb bi tey ñoom nekkee woon ci caisse précaire nu ñu ko laxe ci loxo nit loolu ñu naroon a dugg ak daanaka dans les années 98 99. loolu presque moom la suñu entrepreneur yi dund moom lañ continuer di dund. ndax tey ci tey marché yi Maroc nga nii. ay banque ma nga fi français ngi fi ay banque ma nga fi Amérique ay banque ma nga fi te léegi appel d'offres yi international lay def. yow mi nga xam ne nationaux nga te amuloo benn banque bu nekk ci sa wet. nga bëgg a liggéey est-ce que yow ban heure ngay liggéey. loolu mooy problème bi léegi daal li am ba am nañ def suñu monnaie locale nañu xoolaat suñu doxalinu dëkk. mais sinon lii dañuy continuer di endetté di continuer di endetté. lampadaire yi buñ la ko expliquer vraiment yow sa yaram day daw. ndax am réew it mënoo waxtu wu ne gis nga dinañ dem ba àgg foo xam ne nii juróomi mètre yi godron dootuñ ko tabax. parce que dañuy suñu def day àgg foo xam ne. yi ñuy imposé sax ay homosexuels yooyu yëpp. ñu demee ba mënatuñoo. fay suñuy fonctionnaire par la force ñu def ko ak sa buñ ko defee. lan am ci dëkk bi. dëgg la en tout cas daal di rafetlu sa invité bi ndax ci leer na très. jërëjëf contribution la rek boo xam ne. jërëjëf ay dama ko cee tànn rek mais bari na du xaaj bi jeex. dëgg la bu baax de la sant jërëjëf sëñ bi kon Adama ci Kaolack ñu xaar keneen ci li bi ci 88 628 98 98 ñu daal di jël quelques auditeurs asalaamaaleykum. allo. waaw ku baax na nga def. waaw salaamaaleykum El Hadj Moussa Thiam. waaw kooku. man la Souleymane di leen woowee Paris na ngeen def. sëñ Souleymane bisimilah. alhamdulilah waaw kon wax si débat rek ñu ngi invité boobu. ayca ñu ngi lay fay. voilà donc voilà si contrat force rek. contrat bi bi monde entier. dégg ñu la bu baax de. day tambouriner la presse mondiale bi sax yaa ngi dégg ah. waaw léegi c'est bon leer na. voilà ma ne que tey presse africaine beeg presse mondiale bi j'avais écrit que c'est le plus gros. chantier xaw ma lan c'est le plus gros chantier d'éclairage public solaire. pharaonique quoi dans le monde. pharaonique dans le monde. loolu benn lampadaire à 1 million xaw ma plus cher la am. oui c'est vrai. voilà te man dama seetlu benn année bi may dem Saint-Louis. jaar yoonu Noto jaar yoonu kii yooyu laa Noto ah dëkk bu ñu naan Noto way. ak Mboro gis naa si booru tali bi ay lampadaires. mais ñu ngi ko sës presque si guddoor bi lañ ko sës. donc c'était très mal posé. c'est-à-dire oto bu xaw déraillé rek. waaw day bëkk lampe yi. te gis naa fa aussi xam nga lampadaires yi boo koy posé da ngay teg benn genre béton nga teg ko ci kawam. absolument. c'était mal fait. lampadaires yu bëri li ma lay wax nii c'était il y a à peu près 1 an et demi ah. lampadaires yu bëri xaw ma dagam yooyu la nag wóoruma mais yi ma gis foofu si goudron bi c'était mal posé. da nga koy gis booy dem Noto Mboro saa ngay dem. ci goudron bi lañ ko sës donc c'était mal posé lampe yu bëri dañuy yàqu. tey li mu lay wax il y a 1 an 2 ans de cela. oui je sais pas ndegam lampadaire yooyu la bon ki nekk si plateau bi mën nañu confirmer ou pas. d'accord. en tout cas c'est-à-dire gis nga contrat yu ndaw yooyu ñuy rotal. moo ñu topp tey ba amuñu ay xale yi amuñu liggéey. ces petits contrats qu'on a signé à l'époque bi nga xam ne Sénégal amoon na xaalis y avait de l'argent. ñu signé contrat yi à l'étranger di ko joxe à gauche à droite. oui tey moo ñu topp. fekkoon ces petits contrats là on les avait signés au Sénégal et pour les Sénégalais. tey dina régler problème bu bëri ci emploi des jeunes bi. oui
donc il y a un deuxième contrat bu ñuy numéral xaw ma de 100 000 lampadaires. 100 oui. xam nga chinois yi boo gisee ñu jëm kanam tey. c'est parce que ñoom dañoo doon exiger nga ñëw liggéey seen dëkk. def transfert de compétences. moo tax tey les Chinois sont capables de construire, de fabriquer des avions. Oui. Qui concurrencent les Boeing, qui concurrencent les Airbus. Parce que dañuy exiger gars yi xaalis baa ngi nii mais ci kaw ngeen ñëw implanter usine bi suñu dëkk. nga def transfert de compétences par force. Donc, on a acheté 50 000 lampadaires à Fondroche. Ils l'ont installé. Ouais. Là, on veut faire une commande de 100 000 lampadaires. Maintenant, vous venez ici au Sénégal. Parce qu'à l'époque, comme Nico Wadi Wéché, c'était le plus gros contrat de Fondroche dans le monde. Oui. Parce que ce chiffre d'affaires, au Sénégal signé contrat, de son chiffre d'affaires, le contrat sénégalais, ça représentait presque 50% de son chiffre d'affaires. Donc, tu vois, ça veut dire que ce contrat de plaire sauver. C'est comme le contrat que le Sénégal avait signé avec Alstom à l'époque. Alstom, oui. Le TR là. Le TR là. Donc, à un moment donné, quand tu signes de gros contrats, surtout que tu peux renouveler, tu viens chez moi, tu installes ton usine chez moi, tu as employé locaux, tu as transfert de compétences. Oui, privilégier transfert de compétences. Moi, qui quoi, moi, donne, voilà, justement. Là, tu le fais, c'est comme ça, tu ne veux pas le faire. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont capables de proposer cette technologie à des prix beaucoup 600 000, oui. Voilà. À l'époque, on peut comprendre, mais quand même, depuis lors, les gens de 3 ans, actuellement, tu sors une technologie, rapidement les autres peuvent créer la même chose, peuvent proposer la même chose. Absolument. Donc là, en tant qu'État, tu as la possibilité de négocier. Voilà, et négociation principale, nous devons délocaliser les contrats au Sénégal. Voilà. Dès qu'on a aussi commandé à à un moment donné, il faut demander la délocalisation au Sénégal. Pour ces jeunes. Et l'emploi, ce sont les privés qui le créent. Et actuellement, on est là, on est en récession partout dans le monde. Et quand on est en récession économique, on ne peut pas créer des emplois. Le monde est en récession. Même si on crée emploi. Quand on est en récession, on détruit des emplois. Donc, les emplois qu'on est en train de créer là, excusez-moi, mais c'est du bluff, quoi. D'accord. C'est des emplois dans le public. Et malheureusement, les emplois, c'est les privés qui les créent. Donc, il y a une quoi. 100 000 lampadaires yi. dañ ko ñëw def ko fii Sénégal tabaxee ko Sénégal defaree ko Sénégal xale yi am ci liggéey. mu leer nañu transfert de compétence. jërëjëf. merci Moussa merci. jërëjëf Souleymane ci loolu ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 ñu asalaamaaleykum allo. doo fay rajo bi sawet noonu waaw. allo oui allo. waaw sëñ bi na ngeen def. ñoo ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah émission bi am na solo loolu macha allah. jërëjëf tur bi ak foo ñu woowee. waaw man monsieur Diak Dakar. Dak bisimilah. mais damay rejoindre rek ci génn sànq li mu wax gis nga genre projet yi du rek ci domaine énergie mais domaine yëpp oui. mais dañoo war a def bu ñuy lancer appel d'offre. entreprise bi nga xam ne moo ko gagné ñu exiger ko mu ñëw def transfert de technologie. oui. à défaut même bu dee nangu ñoo ñëw installer usine bi fii. ñu exiger leen que dañuy jël ay sénégalais yóbbu leen foofu ñu bokk ci équipe bi. travailler pour revenir à la nation am déet. oui. leneen li may recommander tamit man dans tout le débat mais dégguma tey jii les universitaires les écoles de formation ak ñooñu mais ñooñu aussi ils ont une responsabilité. oui. parce que xam nañ ni énergie. avenir Afrique. ci mix énergétique la nekk. oui. mais tey da ngay dem département bu mel ni département bon du ma tudd kenn. mais am na département yoo xam da ngay gis ñu ay physique mais théorie kese lañ leen jàngal. oui. je vous assure que tey département PC wala yeneen département yi bu fa jëlee ay boy nga yóbbu leen Chine wala France wala Allemagne 6 mois. oui. boo leen indiwaatee Sénégal loo bëgg ñu def ko parce que théorie bi yëpp ñu ngi seen bopp. absolument. mais dañoo war a bàyyi enseignement théorique bi ñuy jàng di wut ay maîtrise ak ay master soxlawuñ ko. am na loo xam ne CAP wala DUT doy na ci. dëgg la. mais nañ jël beaucoup de Sénégalais ñu dem former leen dans ce sens mais ñu ñëw implanter affaire bi. absolument. leneen li tamit man mii di wax ak yow man damay yëngatu ci entrepreneuriat mais vraiment yéen entrepreneur sénégalais yi moom da ngay ree ba tas quoi d'accord. te man yaakaar naa fi ñu war a gën a jàppale entrepreneur sénégalais yi. mooy exiger leen ñu am qualité. waaw qualité. ku mënta am qualité. qualité nag su ma koy wax du rek qualité de service ci technique bi mais qualité ci sérieux dans le travail. Oui. parce que tëli yi comment se fait-il que tëli sénégalais du àgg te soo ko joxee chinois wala marocain wala français vite fait mu àgg. oui. mais loolu d'accord man bëgg naa loolu ñu jàppale entrepreneur sénégalais mais sénégalais bu ko mënta respecté dañ koy jox étranger au bien de la société.
léegi nag li ñu war a jàppale entrepreneurs yi mooy former leen. préparer leen wax leen les exigences ak surtout di leen sanctionner. gis nga sanction yooyu da cee baax. oui absolument bu ñu sanctionné woon ñaar ñetti entrepreneur xamal leen ni ku wàcc yoon dañ lay sanctionné dootoo fi am marché kon di leen changé. dëgg la dëgg la. mais vraiment man daal appel bi may lancé mooy que tey même au niveau des écoles primaires. écoles secondaires yi dañoo war a commencé wax ci loolu ñu bàyyi théorie bi ñuy jàng. mooy tey jii lampadaires solaires yi. même pour ko installer maintenance bi ay sénégalais war nañ ko mën a gérer. oui absolument. je vous assure que tey président de la république ni muy waxee ay milliards. mën naa laa waatali la président tey bu tegoon xoolal 100 millions kese laa la wax ci table ji. waaw ni sénégalais ku ma defaral panneau solaire yow laay jox 100 millions ba pare jox la marché naa sénégalais yu bëri dinañ ko defar. léegi gars yi génne ko. ak léegi gars yi génne ko ñoo xarañ waaw. je vous assure que nañ financé yenn étudiants yi. xoolal wala ci yenn tey jii sujet de mémoire yi. waaw nan nga mën a comprendre sujet de mémoire yi nii def yëpp ci table lañ koy ranger wala ñu sànni ko après. absolument mais nañ jël ay boy yóbbu leen Chine 1 mois 2 mois. ñu bind seen mémoire ci loolu. d'accord c'est important. ñiy travailler sur la maintenance. ñiy travailler sur le montage ñiy travailler sur la production. te loolu secteur yëpp lañ ko soxla moom daal dëkk bi li fi ne dafa bëri boo xam ne mënoo ko li may jeexalee nag. mooy gis nga secteur boo mënti jël. oui loo mënti def te rek la woo problème corruption dara du avancé. man loolu je le dis et je le répète. oui le problème de la corruption mal gouvernance ak népotisme gis nga tant que xeexuñu ko farouchement dindi ko à 80% wala à 100% dara du sotti. absolument bu yeboo président def ay milliards et milliards ci lampadaires solaires yi bu amul transparence bu leer. dara du sotti. absolument te transparence boobu jafewul mais dañuy lancer marché. nañ préparer sénégalais yi mettre sénégalais yi au devant. léegi nag ñu def ay plateformes yoo xam ne lépp ay public. nga xam ni sénégalais bi nekk fongole mi sax bu duggee dina xam ni marché bi tel jour lañ ko lancé lii mooy spécification yi. kii lii moo tax mu gagné ko. su ko gagné lii la war a def ci maintenance suivi bi nangam. man loolu daal laay jeexale. jërëjëf monsieur Diack ci di remercier invité boobu nag parce que ni muy waxee moom ku dégg xam ni vraiment y a fibre patriotisme. il est engagé ci li muy wax ba pare la technicité quoi. oui c'est vrai il est engagé. waaw baax na jërëjëf monsieur Diack ci contribution bi. ñu jël peut-être kenn avant ñu dégtal leen publicité yi après daal di asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ku baax na nga def. El Hadj Moussa Thiam. waaw sëñ Modou Mboub. na nga def waay. ñu ngi lay ziar taarikala Mboub. tey de ñëwati nga nag yow xam dëgg yàlla yaa ngi développé réew mi. jërëjëf. sooy di émission yi tax bu fekkente ne régime yaa ngi koy déglu. kilifa yi di ko déglu ñu di ko jëfee. ñoo ngi koy déglu de. waaw buñ koy déglu nag kon nañu ànd jëfee ko nag ñun sénégalais yëpp. waaw. Moussa xam nga lan moo ñu manqué ci suñu réew. ñi nga xam ne dañu jàng ba diplômé. dañu jéem a créer dara lu salaire kese ak salaire bu baax. en tant que ñoo ngi def seen bopp ci loolu réew mi du dem. dëgg la. gis nga Sénégal boo xoolee tey man ak ñi mel ni man. nga xam ne dugguñu école. oui. pourtant booy lim milliardaires yi foofu la ëppee. waaw. ci suñu réew. ci départ ba léegi avant ñu am indépendance ba léegi koo fi dégg mu nekk milliardaire. duggul école. waaw léegi nag bu ko ñu dugg école nag ba diplômé. jiite réew mi. bu ñu bàyyee xel ci ñooñu. ñu indi la ñu xam. ñi jàngul indi la ñu man. ñoom ay pexe la ñu am bu ko dee ñu jàppale leen ci pexe yooyu réew mi day développé wu. mais dama xool ni xoolal opérateur économique yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal. lan la leen état defal lan. pourtant boo xoolee régime bu Ablaye Wade. ñëwoon na ci côté boobu. parce que boo xoolee hydrocarbure. waaw. xam nga Elton sénégalais 100% la ñu. waaw. kan moo leen agréé du Ablaye Wade. Touba Oil kan moo ko agréé Ablaye Wade. Killing Oil EDK Oil. bu njëkkoon station yi ñan ñoo ko doon yor ay naar ak tubaab. waaw. bi ci Sénégal yi duggee du gis nga ni mu yaatoo. waaw. du gis nga li ñu créé ci ay emploi ak yeneen ñeneen ak ñeneen. dëgg la. gis nga commerçant yi ku mel ni Serigne Mboup tey. waaw nekkul concessionnaire automobile. kan moo ko agréé. loolu la ñu war a xool. ñi nga xam ne dañu nekk ay góorgóorlu fexe ba am ay millions fexe ba jël ay nit di leen liggéeyloo di leen fay weer. oui. ñooñu dañoo bari ci Sénégal ci état jàppale wu leen. oui. mais su fekkee lu jëm ñu jox ko étranger yi. li waa ji génn saa nga wax rek mooy am. oui. à chaque fois ñu ngi ñuy conditionné. ci seen i intérêt.
kenn du ñëw jóge beneen réew bi ñëw di la defaral sa réew. te tam ay intérêt yëpp yéen ci war a am. mais justement yéen ñi di yëngu si transport xam nga yow sax bokk nañ benn daje jamono jee ba directeur CETUD naan maanaam léegi li nga xam ne moo jëm ci wàllu bus Tata yi mu jeex est-ce que ci projet boobu montage bi ak yooyu yëpp nga xam ne daanaka fii lañ ko waroon defee mote woon nam déet wala. waaw xam nga boo gisee tey ñu mën a jënd Tata moins de 30 millions. waaw. parce que chaîne de montage bi nekk seen bis moo tax. ah oui. prototype yi mooy ñëw ñu monté ko fii mais bu fekkente ni Inde lañ ko monté Tata bi ngay jënd fii. ay ñu la koy jaay 24 millions. waaw. ay 33 millions lay jar. transfert de technologie bi la. voilà. léegi nag boole koog ñooy liggéey ci chaîne de montage bi ci Thiès. ak ñuy liggéey ci Tata yi mais fi mu nekk nii boo xoolee afti tey. oui. création de emploi ñaata junni la ñuy jël ci ay xale. dëgg la. yoo xam ni kii la ñu yem. ñi ci gën a kawee njàng BFEM la ñu yem. waaw. ay CM2 ñu ngi ciy liggéey. ay junni. di góor di jigéen. pourtant fi mu nekk nii régime bi fi mu nekk nii afti daanaka dëgg ñu ko war a jox joxuñu ko di ko laa war a joxoon joxuñu ko. dëgg la. ba fi mu ne nii afti day yàqu. day yàqu parce que léegi lan la ñu favoriser. ña ngay favoriser BRT ña ngay favoriser TER. ñooñu ñëpp war na ñoo mën a favoriser ñëpp. absolument mais état war naa mën a boole ñëpp ay doomam la ñu mu boole leen favoriser. mais ci waxtaan bi est-ce que dinañ si dëxëñ wala sof ci li nga xam ne nag moo di seen ligne parce que lu taxoon ci slaayu maanaam ñu créé li nga xam ne moo di aftu bi moo doon ñu yombal dem bëgg dikk bi te lii tamit ci loolu la lay dox est-ce que yéen dinañ leen permettre. voilà moo tax may la nag yombal dem ak dikk bi yëpp. ñëpp la ñu waroon a boole. waaw. ñu yem même égalité. tëli boobu est-ce que waa Tata yi dinañ si daw wala mu déet wala waa BRT rek te bus yooyu tamit est-ce que. fu ñu koy def entreprise étranger la à 500 mètres oto du ko ji dara du fa jaar pour mu yombalal ko. demam ak dikkam bu gaaw. dara du ko jege. loolu garaaw na. bu ko defee léegi nag afti bi loolu la ñu ci waxoon mais gis nga ko bi nga ay sénégalais moomee. léegi ñi ko moom bëtuñu fukki nit. oui. kontaruñ ko nag. parce que dafay jëli indi. wàccee nu jël yóbbu. nu indi mu jël yóbbu. si d'accord mais nañ koy protéger nañ ñu protéger. transport bi. d'accord nañ ko protéger afti bi. afti baa ngi nii léegi client yi bu ci duggee du ñu dem du ñu dikk. oto bi la nga ci daan gagné mënatoo gagné dara léegi da ngay daw en perte parce que embouteillage tax na. dëgg la absolument. ñu seere leen comme car rapide. très bien. c'est pas normal ci te loolu moo taxal ñu def réforme pour bëgg mobilité urbaine. très bien. léegi nag loolu suulu na ñu créé leneen. parce que en tant que bàyyi wuñu autorité yi ñëw. tegaat seen programme bu wuute ak ba si jógee. réew mi ci arrière rek lay dellu. soo ñëwee fekk fi dara da ngay fexe noo ko yokkee. dëgg la la ci ay rëkk-rëkk nga fexe ko saafara. absolument. ba mu gën a taaru en tant que yegguñu foofu. ñu ngi jiite defuñu loolu état continuité. loolu li fekk appliqué wuñ ko bu baax a baax te sàmm ko. wax dëgg yàlla day doy waar. jërëjëf sëñ Modou. fi may jeexale mooy boo gisee Sénégal. président yi fi nekk yëpp damay wax toujours ni man Sénégal mës na am président bu bëggul Sénégal. Sénégal mës na am président bu bëggul Sénégal. oui. Sénégal mësul am président bu amul xam-xam. mais support données yi lu fi yàqu ñoom la. il faut de la réalité parce que la ñuy wax président bi. ak la ñuy def du benn. dañ koy bindal lu baax lu jaar yoon wax ko wax ju jaar yoon mais bu ñuy jëf di du jaar yoon. jërëjëf sëñ Modou. loolu moo yàq Sénégal. ñoo ngi lay gërëm di sant. seen rajo Sud FM 98.5 seen biir émission loo ci xam nag tey ñuy waxtaanee li jëm ci wàllu marché yi ni ñu koy joxe ak li nga xam ni moo jëm ci wàllu daal lañ ca séntu ca transparence ak tamit li jeexital gi tamit ci askan wi ci jëm ci li nga xam ne nag nguur gi mooy lu muy signé jëmale ko tamit ci li nga xam ni moo di daal ci turu Sénégal kon nag ba tax ni tey ñu doon waxtaanee li jëm ci wàllu lii di maanaam loolee di marché bu jàppoon ni scandale bu rëy la muy marché Fonroche bi ak Sénégal ndaxte nag jàpp nañ ni loolee ñooñee kookee bokkul si soumissionnaire yi boo ñu bëri sax question cadre bu ministre bi nga xam ne sax moo di Thierno Alassane Sall bindoon na ci livre wax ci lu jéggi maanaam lu yéeme kon nag ba tax ni tey ñu indeen ci waxtaan wi te li nga xam nag moo di nguur gi fas yéene def benn relance bu 100 000 ndaxte jógoon 50 000 ba 100 000 loolee tamit gannaaw lay lëndëmoon na ñu jàpp nag lii fan lañ ci jëm waaye balaa boobu dégg nga Fallou Gueye li nga xam ne moo di réaction ñi wootee. waaw.
dégg naa seen ay réaction ñoo ngi wax ci wàllu transfert de compétences ndaxte est-ce que li nga xam ne moo di nguur gi war na ko signer li jëm ci li nga xam ne moo jëm lu bari sax ci fànn woowu mais yow na nga jàngee économiquement lan mooy économie sax bu mën a doxal réew ci lan la ñu war a sukkandiku. transfert de compétence boobu. ci ni ma ko comprendre man. mooy que économie réew fi muy base économie comme ngay defar sa kër di defar fondation bi. waaw. base économie mooy un pays doit produire et répartir cette production là ci biir askanam mooy mu tas ko ci biir askanam ndax ku nekk booy def économie da nga koy jàppe ci yor sa kër yow mii Moussa li ngay ñëw ci defem am ko fi ci sa wërsëg loolu ngay yóbbu ci sa kër xam noo ko ci defe ba weer ak weer wala yaa xam bu dee tamit réew la noonu la réew mi war a demee. mais bu dee réew moomu produirul dara Moussa. waaw fii du bouton sax buñ fiy defar. waaw fii moom lu ñuy produire daanaka. waaw te man fekk naa ci sama dundu Sénégal fii. ñuy defar Sénégal di jaay Canada. luñ doon defar. société industrielle du bâtiment SIV. waaw. dafa daan defar ay chemise di ko exporter ba Canada. nga koy gis ci ay magasin ñu bind made in Sénégal. Bata nekkoon fi di defar oto. di defar dàll plutôt. ñu koy jaay. manutention africaine nekkoon fii. oui nekk représentant exclusif Renault. oto booy jënd 0 kilomètre lay nekk. mais tey oto yi gaare ci dëkk bi moo ëpp yi daw. waaw te yi daw amuñu fu ñu jaar. tax na gis nga li ñuy def ci xaalis ci ay autopont. te autopont yooyu yëpp alal la Moussa buy génn ci askan wi. oui donc ñun li ñuy wax ni croissance. di ko woote mooy croissance de mirage. waaw mais léeg-léeg ba tey ñu bëri sax askan bi comprendre luñ ko yaa ngi wax ci ñu bëri daanaka comprendre luñ sax luy concept lii di économie. voilà mais ci croissance chaque jour nga dégg ñu wax naan croissance bi moo dem na 6% 2% 1%. waaw mais loolu soo koy frim fàccee léegi nan la askan bi war a mën a comprendre loolu. askan bi niñ koy war a mun a comprendre. waaw mooy croissance mooy. yow li nga bay ci sa biir tool Moussa. loolu ngay mun a am. loo ci jaay am looy denc pour sa dund ba déwén et cetera. mais bu dee yow li nga am ci biir tool bi. ñeneen ñooy ñëw bay ko. waaw ak ñoom seen alal mais dañ la koy lebal. waaw. ba pare yóbbuwaat ko. tali yi nga gis ni chinois yi di ko defar. ci sama ay gëstu. gis naa ne ay prisonniers yoo xam ne dañu nekk ci seeni peine Chine wan koo purger. ñoom la ñuy jël indi leen fii ñu ne ay employés. ñu ñëw defar tali yi mais xaalis bi donc day demaat. day demaat. loolu moo nekk la même chose ci production bi nga xam ne bii gerte Sénégal nekkoon na fi 5e producteur mondial. d'arachide man loolu fekke naa ko. ci sama dund 5e producteur mondial. tey nii ñu dem ba gerte gi. buñ ne bay nañu gerte pour donner un exemple terre à terre nga mun ko comprendre mooy ñu ne bay nañu 1 tonne gerte. mais 1 tonne gerte bi 750 kilos yi. yóbbu chinois yi jënd nañ ko. waaw. donc ce qui fait dire que. y a plus de production. oui. le secteur primaire donc est en difficulté. oui. fii da nga doon gis jigéen ñi nii suñu jigéenu Sénégal. pour ma sànni leen jaajëf ay jàmbaar lañu. oui. jigéen ñi dañ daan liggéey ci usine de poisson yi par guddi. loolu dañ doon produire suñu biir dëkk. oui. di transformer. muy des fii. loolu mooy croissance. parce que ci ngay amee loo amee ci usine bi pour jàppale yow sa jëkkër. mais bu dee beneen chinois moo ñëw ak conteneur am jël jën yi ñu signé leen ay accord de pêche. oui. ba yow mënatoo jot ci usine bi. bi mënatoo jot ci jën yi ci jën ba. waaw ana usine poisson yi fi nekkoon tëj nañu wala tëj nañu. ñu bëri tëj ñëpp tëj nañu. oui. donc loolu c'est une croissance exportée te Sénégal. mel na ne yàlla bëgg na leen. waaw ndax biñ fiy coow croissance. bi corona ñëwee. pandémie bi ci lañ xam ne lii du croissance saine. parce que bu doon croissance bu saine.
liñ doon liggéey di des ci ñun bon dinañ am dëgër laay. waaw. ba président di ci profité ñu ne bii corona mu génne 1000 milliards. 1000 milliards yi gis nga fa mu mujjee. waaw mais 1000 milliards yooyu ba léegi daanaka ñu bëri ñoo ngi naan daal mbir mi daal. non tey seen xel. dafa tey seen xel 1000 milliards war na mën a régler problème yu bëri. mun na régler problème yu bëri mais 1000 milliards yi ñu jël ay ceeb dugal ko fii ñoom pour nekk ne dañu considérer ne Sénégal xam nga boo xiifee mar. dootal dara. mais ba léegi rapport boobu mënuñu ko produire aussi jox ko askan wi ne. lii lañ leen jox xaalis mais rapport boobu. Mansour Faye waaw ministre Mansour Faye ba tey mënul produire rapport waa OFNAC wax nañ ko mu naan awma lu ma leen wax. dégg nga mais donc affaire FONROCH bi boo gisee ma appesantir ci. dafa fekk FONROCH moo mujjee. oui. L'État est dans la continuité mais pour faire li ñuy wax excusez-moi du terme un amortissement régressif. donc au lieu ñu jéem a avancer sax au contraire Sénégal parce que ñun am nañ lu ñu fekk Sénégal ñun ñi fi xaw a yàgg tuuti car macha allah. mais dafa nekk di retourner en arrière. parce que amatul par exemple léegi benn production Sénégal amul dara lu ñu fiy defar. donc loolu moo indil difficulté baykat yi. te askan wi boo koy seet ay baykat yi ci ëpp. oui. d'accord. mais ñu ngi wax sax ci li nga xam ne moo di produit invendu si wàllu conservation gis nga ko jamono jee. ci noonu zone yu bëri. produit produit dañuy jël ci route des Niayes bi. waaw di ko fa di tuur ay carottes. di tuur ay soble. loolu lan moo ko indi. parce que dañu jël li nga xam ne mooy toute la production. fruitière. légumes ak fruits. ñu jox ko Maroc ak Tunisie. waaw ubbil leen. ñoom bu ñu jaayee ba li ñu desal. waaw ñu ñëw jaay ñu ko ñun suñu producteurs locaux yi. seeni soble di nëpp amuñu oto yuñ ko mun a transformer. amuñu usine de transformation ni rien. loolu mooy problème bi Moussa pour ne pas monopoliser l'antenne. da ngay gis ne par exemple les productions arachidières et céréalières sont exportées vers l'extérieur. bu demee ñooñu transformer ko ba pare indi ko ñun di ñu ko jaayaat plus cher te ñun ñoo créer matière première bi. donc bu boobaa transformation du am. transformation bu amul mooy donc secteur secondaire mooy industrie de transformation dee na. sukuraatoon na sax mais fi mu ne dee na parce que amatul dara. donc léegi secteur tertiaire mooy troisième bi. et secteur tertiaire boo koy xool en économie mooy les services les communications. loolu mooy gérer la majorité du PIB sénégalais produit intérieur brut. te biir secteur tertiaire boobu. boo ci seet kan mooy leader bi Moussa Orange France encore. waaw. donc ça devient compliqué. nga jël exemple Japon. oui amul benn ressource naturelle bu Japon am. du produire dara. mais pourtant ils ont une industrie de transformation pointue dans tous les domaines. loolu moo leen tax ñu mun a am benn croissance boo xam ne elle est saine à l'image du Japon Singapour Corée ou bien Malaisie. te ñooñu am na ay temps. ñoom ak Sénégal ñoo tolloo woon. wala Sénégal rawoon leen ba leen di dimbali sax. waaw yéeme na. yéeme na trop. mais pourquoi on ne décolle pas c'est ça la question mais ñu jël ñi ci ligne bi tuuti parce que. yàgg ñu ngi commencé di yàgg ci ligne bi tuuti ñu asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ku baax ñu ngi lay nuyu. waaw sëñ Moussa. naam. waaw man la Demba Ba. waaw Demba sëñ Demba bisimilah waaw. di rafetlu émission bi. jërëjëf. maa ngi jégalu nag parce que dama nekkoon ci ay xapat moo tax début émission bi fekkeewu ma. waaw dañ nekkoon ci mbir mu bànneex daal ab tudd bi nga xam ne. waaw loolu de xéwal la waaw dañ doon gàmmu. waaye li ma dégg ci jot a dégg ci intervention yi. waaw. maa ngi ñëw ci ñaari mbir. li ñuy wax préférence nationale. waaw. ak transparence. waaw. préférence nationale bu ko gars yi déggee di wax ne rek dañuy joxe marché bi à des nationaux. préférence nationale mooy lépp li nga xam ne. Sénégal soxla na ko. mu am ku ci yëngu. donte ko ne jotewul
ñu fexe ba dimbali ko moom mu mun cee nekk fi nga xam ne maam capitaine la ciy doon. dëgg la. maanaam ci commencé mun def dara ci solaire. war ñoo joxe marché solaire te moom gisul bi. waaw. ci kaw loolu nag am na ñuy wax intervention ne entreprise sénégalaise yi du ñu sérieux. foofu la laay dugalee transparent. marché yi dañuy gis ku ko mun ku nekk fii Sénégal mun di nga xam ne même entreprise tubaab yi bu def ak ñoom concurrence. moo leen di mën. waaw. waaye duñ ko jox dañ koy jox keneen ki nga xam ne xamul ca marché de xamul ci yëf yi dara. ndax mbirum ci loolu nag marque transparence boobu. mooy tax préférence nationale bi di yegg ci entreprise yi nga xam ne ñoo mun a nekk capitaine d'industrie bi ñu développé. absolument. te nag ñii ci génn léegi wax nañ ko. problème mu dëkk. amul étranger buy defar dëkk jàmbur. te dañuy wax ne privé du développé de. état mooy développé parce que état mooy tax li tax privé bi. di ci mën a jokk mais du def rek moom muy profité te population bi di ci gis boppam du avancé. absolument d'accord. bon donc ci gàttal daal. waaw. di jégalu nag li tax ma raté lële. amul solo benn la maa ngi sant. te am na solo même li nga intervenir nii am nga leeral tuuti ñoo ci indil ci askan wi ñu mën koo partager ak yow. voilà. ñu ngi lay gërëm sant sëñ Demba Ba ci intervention boobee moom nag ñu jël ñenn ci ligne bi asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ Moussa. naam. Alaaji Xaas Mbay la Mbàkke Bawol. sëñ bisimilah Alaaji. ñoo ngi lay ndokkeel di talal suñu sëriñ boobu sëñ Fallou. waaw ñu ngi lay fay. di ko ndokkeel man dafa am Fallou bu ma xamoon bu yoon yëngu ci yooyu xaw ma boobu la xamut bii bi dem Mbàkke Bawol la dëkk moom. waaw damaa xamul boobu la wala bii daal mais baat bi ma nekkee conseil municipal ak le maire Iba yàlla ko yàlla yërëm. am na ay yëngu yu ci defoon ci ak problème mu làmp yeeg yooyu xamul boobu la wala du boobu daal. mais bu boobu ñu ngi koy ndokkeel di ko jaar. man nag su ma li ma dégg ñuy wax rek. parce que suñu entreprise yi nga xam ne ñoo nekk ci réew yi ñoo war a xoolaat seen bopp jëmmalaat seen bopp. parce que damay wax ni nit du gëm boppam dafa war a xam boppam. waaw. parce que boo nekkee cim réew. dem créer sa entreprise. daal ne man damay defar transport bâtiment et cetera lu leen nga bind ko ci. ban def appel d'offre. waaw yàlla dogal nga am chance. gagné marché. war ngaa góorgóorlu ngir sa nawle yi nga bokkoon suñu semi. war ngaa góorgóorlu. ba eggale. ndax tàmbali moom yomb na. waaye eggale nag moo jafe. dëgg la te ku ne xam na ne am na jafe-jafe boobu. beneen bi ci des ñun fii ci ñun Sénégal Xaas Mbay day góorgóorlu ba am ab bitigam. jël ceer baatam bu bokkal yaayam ndey ak bàyyi. teg ko ci bitig ba. yaayam li mu koy njëkk a wax lii sama liggéey la. sama liggéey moo feeñ ci yow. góorgóorlu. waaw moom muy liggéey di wutu bitigam ba xëy ne la nijaay kat damay beru am naa sama bitigu bopp. wala mu jaay bitig ba dem tukki bu ko defee ñu ne alal nijaayam la jaay sañ na koo jaay. xam nga liggéey la mbokk la. te dama ne li déggoo rek ñoo mën a ànd. dëgg la ndax bu doon loolu ginaar ak i du xob dañ koy togg. dëgg la waaye ginaar ku ne xam na ne roof lay àndal ci togg ko. waaw. déggoo ko a tax. dëgg la tey bu Sénégal jëlee marché jox ko waa Chine liggéey ko ba mu egg. jox ko waa Sénégal nanguwaat ko ci ñoom waa Sénégal war nañoo xoolaat seen bopp. loolu mooy dëgg. ku mer nag langu noonu nag du tuut ndax ku mer wàll ci. dëgg la waaye ku ne xam na ne kii fi ne bi mu dikkee EDK Oil. bi mu dikkee ku ne gis na ne li mu def ci réew mi. président ko kii. te mi ngi jàmbaar lool kan Demba Ka waaw. waaw Demba Ka. doomu fii la doomu Jolof la fii la dëkk. jàmbaar la lool. waaw ak yeneen waa Serigne Gueye. ay non ñun kooku dañ koy ndamoo doomu banlieue la ñun waa Yëmbal la. waaw ñun kon nag. ñun suñu grand la waaw. bëgg a def ba léegi ñoo war a góorgóorluwaat. sottiwaat jukko yi jéem a liggéey suñu réew. ndax réew ñun ñoo ko mën a tabax. président moom benn sàpp la rek bu nekk ci kaw. léegi nag état bi mooy ñii bànqaas Moussa Thiam Xaas Mbay. mooy Jaw Bawol et cetera. ba ci sëñ Fallou moom. yàlla dimbale topp jubal. amiin tey góorgóorlu baax ci réew mi. jërëjëf Xaas ñu ngi lay gërëm ci intervention bi ñu jël ñenn ci ligne bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. allo. waaw ku baax na nga def. waaw ñu ngi ziar de. chef bi. waaw kooku tur bi. waaw man la Babacar. Babacar Diop. waaw fooy wote. waaw en fait
damay déglu sama rajo bi. oui. bon donc thème bi intéresse ma vraiment. ki koy développé aussi. góor gi wax dëgg yàlla li muy expliqué lépp. boo xoolee ci yoon la ko teg. parce que gis nga jàngoro aussi bu ñu xamul fu ñuy jaar pour régler ko. duñ ko gaaw a régler. oui. man maa ngi ci domaine nu technologie. oui. def naa ci 15 ans. def naa samay études au Sénégal. ba may liggéey ci industrie. dem di def samay mbir ko. mais man jàngat bi ma ci am mooy que étapes yi mënuñu ko sauter. étapes yi mooy lan mooy en 2000 année 2000. exactement. oui. je me rappelle que Sénégal c'était un projet bi nga xamante ni Abdou Diouf. defoon na ko. ci nouvelle technologie. oui. en fait ñoom li ñu waroon a def mooy transfert de technologie. oui. waaw man jot naa dem Sénégal Japon moment boobu transfert de technologie amoon na. ci côté robotique. parce que boo xoolee développement foofu lay jaaree robotique la. oui. mooy lan première phase de fabrication mooy nit ñi il faut que jeunes yi xam luy industrie. xam luy nan la ñu mën a defaree des machines. oui. parce que ça fait 10 ans. téléphone chinois da lay jox téléphone boo taalee téléphone bi da ngay xam ne téléphone bii nii. téléphone chinois la. mais dañ évoluer technologiquement ba actuellement téléphone chinois. oui. boo ko comparé ak téléphone américain di nga gis ne moo ëpp qualité. ak conformité. oui. donc tey jii man. li ma gis mooy essayer former jeunes yi ci différentes étapes industrielles. absolument. mooy côté électronique. électricité. mécanique. électromécanique. am na beneen technologie bu ñëw léegi moom mooy mécatronique. mécatronique mooy lan. mécatronique. mécatronique c'est la mécanique appliquée à l'électronique. à l'électronique moom mooy nekk ci oto yi actuellement nii. par ordinateur waaw. waaw mooy nekk ci ordinateur oto yi sax les véhicules là. mécatronique la. dëgg la. mais loolu tey jii boo jëlee 15 jeunes. oui. wala nga jël 15 jeunes par exemple. nga jël leen dans différents compartiments ci technologie yi. oui. nga yóbbu leen par exemple en formation. wala ñu yóbbee en formation Japon wala Chine wala fu mu mën a nekk. dans n'importe quel département. maintenant ku nekk bu maîtriser département bi mu am. maintenant vous revenez dans le pays au pays. oui. tey jii vous achetez une machine bi nga xamante ni ci compartiment yëpp la nekk. parce que chinois yi noonu lañu développé ah. mais absolument dañu dem Europe. oui. jënd ay machine oui. yóbbu ko seen dëkk tas machine bi. mën ko. remonté ko. oui. xam principe de fonctionnement bi. oui. donc bu ñu ko comprendre mooy waral tey par exemple tey bu ñu soxlaa def benn machine bi nga xamante ni day def transformation wu carotte wala leen na. jeunes yi ñoom ñooy defar machine bi. jusqu'à la fin. dëgg la. donc phase boobu bu ñu ko tëbee. oui. mënuñoo dem ci industrialisation parce que machine bi ñuy soxla. dañuy delluwaat ci ñoom jënd ji ko. oui. dellu si waat. man aussi l'expérience que j'ai eue aussi. oui. donc nekk naa ci industrie. mais industriels yi aussi y a un problème. par exemple dañuy am des jeunes qui sont là. oui. ñu am ay machines ñu jënd ko. mais aussi duñu laaj les fabricants la technologie. oui. dañuy ñëw rek jënd machine bi teg. dawal bu paanee ñu woo tubaab bi ñoo dépanner leen après ñu continuer. oui oui. absolument. parce que là aussi c'est un problème. par exemple tey booy jënd machine. tu achètes aussi la technologie. la technologie oui absolument. mooy que boo ñëwee. jaay ma ko jaayaale ma technologie bi nga formé sama 5 jeunes wala 10 jeunes. oui. comme ça ñoom ils maîtrisent ça. comme ça suba man soxlawaatuma le blanc. man sama bopp mën naa dépanner sama bopp mën naa xam naa li may def. fi ma ko jëlee ak naka laa koy def. mais Babacar est-ce que principe boobu mënuñu ko appliquer sur les 100 000 lampadaires yu des pour économiser de l'argent parce que ça nous coûte trop cher le premier contrat bi ñu defoon. mais effectivement. parce que boo xoolee tey jii. même suñu dirigeants yi c'est ça le problème. par exemple si on n'a pas des gens en technologie yi nga xamante ne xarañ nañ ci. doon ay conseillers. par exemple état fu mu war a dugg ci côté technologie. muy lampadaires yeeg leneen ak leneen. ñooñu dañuy ñëw déjà lu ñu lay jox. dañ lay jox naka lañ koy defaree ba pare. comme ça même boo ko jëndee yow suba. di nga xam naka nga koy fabriquer après. oui. d'accord. donc muy lampadaire yi muy leneen ak leneen c'est ça quoi. absolument donc c'est vraiment en fait ma. non mais c'est nous vous remercions gërëm nañ la sant nañ la sëñ Babacar. voilà man maa ngi ci aussi je travaille dessus man maa ngi ci actuellement. j'ai un projet quand même. oui. bi nga xamante ne je vais essayer de prendre des jeunes. waaw.
donc 5 jeunes dans n'importe quel département. J'achète une machine en Chine. Oui. Je l'amène au Sénégal. Waaw. ñu tas machine bi. Remonter ko. bu ñu ko remonter. Ensuite j'achète les pièces détachées là-bas directement. ñu indi machine yi. Oui. Comme ça ñoom ils font le remontage. Très bien. Par exemple ba tey comme par exemple un pasteurisateur wala leneen. yaa ngi koy expérimenter jamono ji. Voilà expérimenter ko voilà. Voilà merci beaucoup sëñ Babacar ci. waaw merci. Voilà jërëjëf ci lu am solo lay wax nii kon nag ñii waaw c'est juste moom sax fin bi suñu mënee woo ñu am numéro tamit parce que c'est des modèles qu'il faut promouvoir lu am solo la ñu jël ñaar balaa ñoo asalaamaaleykum allo. allo maaleykum salaam. waaw ku baax na nga def. sëñ bi man Babacar laa tudd. Babacar. oui. waaw sëñ Babacar li ma bëgg a wax mooy dama jaaxle parce que en 1960. chinois yi ñu ñu leen rawoon. waaw Cambodge du prince Norodom Sihanouk ñun ñëpp Malaisie ñëpp ñu leen rawoon ba Senghor da lañ doon dimbali. Ñas mën na fi confirmer dara. ñoom ñes ñi ñëpp mën nañ ko Senghor da lañ doon dimbali. ay bateau ceeba yooyu. ñoom ñu fab seen i doom yóbbu ñu dem jàngi. am na ñu fab suñu doom ñu yóbbu suñu jàng ñu yóbbu leen ñu jàngi doomu chinois cambodgien yëpp jàng ak japonais yi. daal di ñëw commencé def ay tracteurs avec chinois yi surtout la révolution verte Mao. Chouan la ay ñoom. nos anciens comme ñun foofu noonu étranger la. ñu installé machine agricole yi di ko defar. dugg ci agriculture bi def saa bi dem ci avion yi chars de combat yi dem ci bateau yi dem ci lépp def. ñun suñu doom bi ñu ñëwee te ñoo jàngane woon. li ñu mën defar mën ñoo defar dara. débat rek wax ba yéex. daal ne ñun toog dëkk bi. te sinon ñu jàngaloon ñu koy defar ay kii. man loolu jaaxal na et puis encore même ci alxuraan bi sax. alxuraan mooy maître des sciences lépp gi ci. lépp gi ci. mais ñi jàng alxuraan aussi ñun tam. su poussé. mën nañ defar lu nekk. absolument. mais dara. grand boobu dem ci rajo yi commencé di firé di ceeb yooyu. oui. mais ça. waaw. dañoo war a dem ba ci toll ba docteur bi maanaam bu jógee ci hôpital ba dem jàngale ji jiite ji. wala waaw c'est ça quoi dem jiite. waaw wala jógee ci jàkk ji dem opéré ji ñëwaat. voilà c'est ça foofu la ñu war a toll actuellement voilà c'est ça. ingénieur peintre. ouais. ingénieur peintre fond de chaussée. ouais. dem ay médecin. absolument. def nekk ay médecin. et puis moo wax dara ci BRT bi. BRT bi ku xam Dakar dëgg-dëgg comme ñoom Diop Abdoulaye Matar ñoom Diaz Jean Paul. oui. BRT bi Dakar 550 kilomètres carrés la. département Dakar. lay dugg ak TRB ak bus yeeg lépp dugg foofu. te xam ni ñiy dugg Dakar par jour. oui soo gisee 100 personnes yi ñu fi nekk. les 70 ci secteur informel bi la ñu jëm. absolument mais pourquoi fabuñu ñooñu te BRT 300 milliards. pourquoi fabuñu ñooñu yóbbu leen booru ay Dougar ci ginnaaw Dougar def fa 5000 hectares yi nga xam ne avec des communautés. soxal leen foofu su xëyee les services dem na leen 30%. 70% yi jëm na leen. benn point bu am. d'accord. nos corps de contrôle. Il faut les libérer comme bu njëkk ba. vraiment dum daan def avec le code de discipline budgétaire. pour leen dégg fonctionnaire bu dégg ñu ngi ñëw seet la mais dëgg ci àll bi nga yem di wut ay sëriñ mais léegi on les libère pas mais y a du tout maintenant mais yàlla na yàlla jàppale rek yàlla na yàlla doon. dëgg la jërëjëf am na solo ci lu mu partagé ak ñun xam naa ñu jëlaat ñaar ñaar ba ñett rek balaa ñëw joxaat kaddu gi waaw parce qu'il y a des auditeurs donc sur la ligne asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ Thiam. naam. waaw ñu ngi leen di ziare. ñoo ngi lay dellu ziar kooku. baalu àq. waaw Aliou Diouf Paris. Aliou Diouf Paris bisimilah. waaw bon tënk wax ji rek. affaire bi booy seet son excellence monsieur Macky Sall. oui. avant muy falu idée yi ñu am nii la amoon. idée yi ñu am moom la amoon de te c'est un géologue. oui. un ingénieur. kon lii ñuy wax ñëpp moo ñu ko gën a xam. mais ba mu yéegee dafa fekk yeneen réalité. oui. parce que ay transfert de technologie yi ñuy wax nii yëpp. bu ñu ko defoon dinañ dem. oui. mais dem boobu est-ce que arrangé na France.
waaw parce que France ñun bu ñu demee rek mooy dee na parce que si Afrique lay dund. problème bi yëpp loolu la. oui. te booy seet Macky Sall su ma juumul. mos na militer si ànd jëf. oui. waaw kon ça veut dire que il avait des idées révolutionnaires. kon bu ñëwee ba falu daa di changer am na lu tax Macky Sall ku ko bëgg a jàppale da nga koy aar si France bañ ko jot foofu rek nga ko mën a dimbale. parce que lii muy def yëpp xëy na. bu ko def mais. bu ko defee xëy na am na lu ko siy fekk. te loolu du njàmbaar boobu du ñëpp ko am. Thomas Sankara loolu la bëggoon. Kadhafi ba mu bëggee defar satellite am. oui. defar sunu monnaie bopp. dañ ko rey. affaire bi yëpp loolu la rek. mais est-ce que nit ki tamit mën nga dem si biir soppi doxali ndaxte nag gis ni man fu mu ne nii lu tax ñi tax ñi indi ma fi war naa ko doxee maanaam jiital li nga xam ne mooy. waaw lii sama doomu réew. parce que loolu la defoon. waaw mais kooku ragalul dee. waaw ragalul dee. ragalul dee. mais kii tamit ragalul dee du ñëpp ko ñeme de. kii nee na ragalul dee moom tamit. waaw d'accord mais justement avec les 100 000 waaw avec 100 000 lañ ko jàppale. waaw nga Macky Sall lenn lañ ko mën a jàppalee. aar ko contre les impérialistes. oui. waaw. absolument ba kenn du ko mën a jot. waaw c'est vrai boobaa dina mën a def lii yëpp ñuy wax parce que moo ñu ko gën a xam. dëgg la mais kon loolu il faut que te ñu doon campagne ba yéeg. mais loolu kon il faut que askan bi dugg ci quoi kon il faut que askan bi dugg ci daal dugal ci seen loxo. loolu la jàppale ko. dëgg la ne ko bul ragal. oui. waaw. jërëjëf Aliou ko saar yi nga xam ne yonent bi daawul ragal. oui Touba mës ko ragal. dëgg la waaw c'est vrai encouragé ko. waaw mais buñ ko bàyyee moom kese. dañ koy faagaagal rek. président africain itam daal di booloo nekk benn. oui absolument bu ñu booloo nekk benn France mënuluñu dara. dëgg la. waaw bañ a trahir. jërëjëf Dieng Diouf. gëm yàlla rek yàlla daf ñuy jàpp moom rek moo fi ne walaay dëgg la. jërëjëf sëñ Diouf. jërëjëf. voilà kon xam naa nag li ñu dese bëritul bon peut-être dañuy dugg ci waaw gars yi ngi signalé wu rek tuuti très rapidement rek xam naa ñu jël le dernier parce que am na lu ñu war a conclure ci waxtaan wi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw sëñ. Diam ñoo ngi nuyu ziar. ñu ngi lay dellu ziar waaw. Amar la waaw sëñ Amar bisimilah waaw. waaw xam comme yéen a ngi ci cat li bon fi nga mujjee yàgg sa waay rek. xam nga ñoom ñoo beddi askan bi mais. bu ñu li sa waay wax ñoom kese du ñu ñemee dem. dëgg la. mais kii mën a def loolu day ñëw boole ñëpp. waaw. soo boolee ñëpp di nga am doole man gëm naa ni France jékkootuñu noonu de. parce que Abdoulaye Wade am na lu mu wane woon. nag faralu ma Abdoulaye Wade faral lu ma sàmba. mais lu bon Abdoulaye Wade am na lu mu def ak tubaab yi. waaw fipp woon na benn moment. fipp woon na nangu woon nay teeram nangu woon na yëpp. dëgg la dafa teel a signalé fi mu jëm. asalaamaaleykum lan la def première décret du dafa delloo suuf yi Abdoulaye Wade nangu woon ci français yi. kon bu ñu wax dafa ragalul de. ragalul dañu mel noonu rek. dañu mel noonu yàlla ñu yàlla jox ñoo xam ne daal amee nañu am nañ yeneen bëgg-bëgg daal. dëgg la parce que loolu boo ko bëggee boo ñëwee da ngay juboo ak sa askan. waaw sa askan nekk sa ginnaaw loo jéem man ko. dëgg la mais ñoom dañu fiir ci li ñu yoree. écarté gauche écarté droite kenn du jege ku xool nga dàq ku waaw da nga néew doole soo néewee doole nag. nga yaakaar ne France moo lay aar France. ak président bu mu manti doon bis bu la sa askan bàyyee. ñu bàyyi la. dëgg la absolument kon nag dee boo ñuy jël seen askan yi comme ndimbal rek mais nag dañ ko narul rek. jërëjëf seen programme lii lañ bëgg. ay problème personnel moo leen itteel. jërëjëf sëñ Amar peut-être ñu jël l'avant-dernier waaw gars yi ñu ngi ci ligne bi waaw di xat-xatloo tuuti quoi waaw kon si sëñ Guèye waaw gis nga ci intervention yi dañ lañ ca wax kon nag yooyu yëpp mu doon yoo xam ni daanaka daal peut-être ñu jël waa kenn wala ñaar rek ñu dugal leen daal leen waaw continuer waxtaan ndax da ci am solo tamit ñu déglu askan wi. ci fànn woowu ci li nga xam ne moo li ñu doon wax ci fànn woowu ndaxte nag fu mu ne nii 100 000 lampadaires yi. est-ce que jàpp nga ni ANER bi nga xam ne moo yor marché bi parce que jot naa leen ñu ne ñoom daanaka dara génnagul waaye dara kiwagul waaye ñu jël asalaamaaleykum waaw ñu baal ñu ne ci lañ bokk asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ku baax. waaw sëñ Moussa naa la. maa ngi sant alhamdulilah. waaw yaa ngi jàmm. bien. ñu lay sant di gërëm moom li mu wax la presque moom mot na sëkk. parce que mbir moom boo na lay wax li nit war a di nga xatal liñ di xat moom ñun ñu jàppale yëpp mais daal li gars yi wax daal mooy. mooy ku bëgg a def. di nga def. parce que mbir leer na. borom xam-xam yaa ngi ci réew mi. ñu ngi koy génne. ñu ngi koy wax mooy li waa ji mujj wax léegi rek. mooy que ñoom dañuy am programme bu baax. mais bu ñu xëyee ba accéder ci pouvoir. dañuy fiire ñëpp pouvoir bi.
kenn du wax kenn du jege mais loolu rek mooy sunu problème. d'accord mais sunu ji nga sunu entreprise nationaux yi. comme ni ko Fallou waxee ci dëkk kaw wax. suñ leen jàppale woon ñu am suñuy banque. wallahi dinañu liggéey ci réew mi liggéey boo xam ne dina mucc ayib. absolument bëgg nañu mën nañu. waaye la kii nu mu tudd ki dëkk Mbacke am lu mu wax léegi mooy que ne entreprise yi dañuy jël patron yi dañuy jël seen i mbokk indi leen. mais nag ñii aussi ñu nañuy sérieux bu la nit indee ci liggéey alalam indi la. jërëjëf yooyu na nga ko jàppale ci alalam. jërëjëf. parce que loolu mooy développé réew. jërëjëf mais jël bi bëri na trop ci suufu entreprise man ci loolu rek laay def fanweeri at ak nangam ci loolu rek laay liggéey. dëgg la mais lépp ñëpp xam nañ ko. dëgg la jërëjëf. jërëjëf ñu jël benn ba ñaar rek waaw ndaxte nag waaw émission askan bi la nag asalaamaaleykum. Alaaji Moussa. naam. waaye jëlal ba mu gën a bëri rek. waaw ziar nan la. waaw danañ la ziar. waaw man nag maa ngi doon jéem a gëstu sa invité bi allo. waaw. sëñ Fallou Guèye bi yor holding Guèye la wala bi Xaas Mbay wax wala sëñ Fallou bi wax ak jaan yi la wala sëñ Fallou bi tojoon tiwoo te bi yebaloon agent bi mu tojoon tiwoo SONES bi la wala ban la ci. maa ngi lay dégg sëñ Fallou. maa ngi lay dégg de. sëñ Fallou Guèye boobu ngay wax bu holding Guèye. mu ne lan Moussa. sëñ Fallou bi ngay wax bu holding Guèye. waaw. du boobu. bu boobu sëñ Fallou bi yebaloon agent bi tojoon tiwoo Sénégal bi. déedéet du moom. bokkul ak bi wax ak jaan yi. man du ma wax ak jaan. waaye ca sëñ bi ñu dem xam nga génn ni moom day. xanaa day xar génn yi. sekk la sant. jaween la ab jaween la. ab jaween la wax nga dégg. déjà que ñu ngi lay santaat bu baax. jërëjëf moom du may dara génn yi quoi. sëñ Fallou moom dama koy respecté ndax sëñ Fallou xam nga sama sëriñ la. waaw. te sama caat sëñ Fallou laa ko tudd. kon ki ne fi nga yeb daal. waaw ba pare moom damay nangu mu doon sama sëriñ ndax sëñ Fallou bi. d'accord waaw. waaw man na maa sant Guèye mais pas boo ma Guèye bàyyi Umar nag. déedéet kay. waaw xam nga Moussa li ngay waxtaanee. waaw dafa bokk ci développement réew mun a wax développement te waxoo énergie. waaw. énergie bu njëkk on parle de l'énergie électrique. tey suñ demee tey ba sa plateau bi ngay wax on parle de l'énergie solaire. waaw renouvelable. peut-être que c'est renouvelable. kon mi ngi mel ne Sénégal a ngi avancé mais peut-être très lentement. waaw. très lentement parce que réew mi. am nañ jant. waaw. mu war nañ ko mën a exploiter. dëgg la. on a aussi le vent muy l'énergie éolienne. kon suñ demee tey ba Sénégal lëkkaloo ak Fondroche. ñu ne dañuy def l'énergie renouvelable muy installation des lampadaires solaires. kooku ñu am premier contrat boo xamante ni ñàkkul ne am na ay failles. comme ni ko sëñ Fallou waxee na ci gouvernement bi suggestion yooyu nga xamante sëñ Fallou def na ko. mu doon des suggestions pour man objectif nan ci jël acte rek. li man prendre acte. xool ba s'il y a un deuxième ou troisième contrat ñu xool nan la koy exploiter au profit de la nation sénégalaise. absolument. comme léegi da ngeen wax transfert de compétence man gisoon naa déglu woon naa Makhtar Cissé bi mu doon foofu ministre. mais mu ne y a une équipe sénégalaise qui travaille avec Fondroche bi nekkoon France. pour qu'il y ait un transfert de compétences. ba je crois que en 2020 bi nañ gën a waroon a yokk nombre bi. li ñu bëgg mooy tey former des Sénégalais yoo xamante danañ dem ba sur le territoire national mën nañ dem sax ba peut-être concurrencer ak Fondroche bu France. foofu nag xaw ma fan lañ ci toll. fan lañ ci toll c'est idée bu am solo la. oui. idée bu am solo la. absolument parce que tey ñuy bàyyi war xel ne rek réew mi aussi ñun ñoo ko bokk. oui. man waa jooju loolu ne xaw ma ko. dégg naa sax le premier auditeur di ko tooñ naan ko yéex ngaa wax depuis 2018 ba léegi. mais mieux vaut tard que jamais. oui. ñi ngi war a déglu tey dégg nañ jël les critiques objectives nag laa wax. absolument waxuma des critiques yoo xamante c'est des critiques politiciennes. ñu mettre ko au devant de la scène pour réew mi dem kanam. parce que Sénégal. am nañ jant. suffisamment. oui. énergie solaire bi wax nga ko li muy rapporté Sénégal. dana wàññi ardoise su dettu collectivité locale yi ñaata lan daal fay pour de 57 milliards. wallaay. bu coupé courant amee léegi mën nañ ko dem mën nañ utiliser énergie solaire bi. àll bu ci bëri fi mu toll gis am na même ay hôpitaux ak lu bëri ñaata centrale lan fi am. yoo xam ne c'est des centrales solaires. oui. kon nag léegi nan gën a wax rek ñu gën a perfectionné waat affaire bi. gën erreur yi ñu daloon ci bu njëkk bi ñu fexe mu bañ ñu dalaat ci yi ñëw. waaw. bu ñu bañ yem aussi ci énergie solaire bi pourquoi pas sëñ Fallou waru leen insister waat aussi ñu jëm ci aussi énergie éolienne bi. absolument. waaw jërëjëf lu am solo la kon ci xam naa nag ñu jox kàddu gi sëñ Fallou ci daaneel ndax nag gis nga daanaka gis-gis yu wute na waaye tamit teew nit ñi tamit wax nañu la ñu xalaatee nañu bëggee daal ñu gérer mbir mi
waaw ci jàngat ci tënk la nga ci commentaire. bon li may tënk daal Alaaji Moussa mooy. nañu ñaan yàlla ak yonent bi. 100 000 lampadaires yi comme moo doon objet wu waxtaan bi. waaw. président bu dee dégg nañu. moom comme nee na mi ngi góorgóorlu. mu jéem a góorgóorlu. jéem ko bu ko féetalewul lépp tamit. préférence nationale bi. waaw. comme moom day wax benn terme di kafantoog askan wi naan compal. waaw mu am lu mu leen ci jéem a compal. waaw. te ñoom tamit waa préférence nationale bi. waaw ñu jéem a góorgóorlu ba liggéey bi bu jotee seen loxo. ñu bañ ñu rusuloo ñun ñii nga xam ne dañuy jouer rôle avocat di jaabal rek. waaw man nee naa la xaw ma benn sénégalais buy defar lampe de. mais c'est par l'actualité que je suis. te boo ko seetloo am na ku ko wax sànq. Jili Mbay Njuga Kebe. waaw jànguñu ci benn université. dëgg la de. ci daara lañ jóge woon. seen alal kaar macha allah ngi law ba tey. dëgg la walaay. tey nii Serigne Mbuub. xaw ma ko musuma koo gis. ci daara la jóge. te mi ngi liggéey. di jéem a defar mais yàqul. d'accord Fallou Gueye Holding Gueye boobu mu may jaawaleel. kooku sama jarbaat la. ah est-ce que. ci daara la jóge moom it. donc préférence nationale bi ñi nga xam ne dañu jóge ci daara yi teg seen liggéey ci yoon. état jëm leen a jàppale. absolument li ñu wax par rapport aux banques nationales. je me rappelle au départ du président Senghor mooy bi fi Senghor di jóge. waaw bàyyi na fi 19 banques nationales. 19. waaw. ay USB. ay yooyu yëpp ñu ngi fi woon. tey nii ñuy wax 2021. boo fiy wax banque nationale mooy BHS. la fa ne mooy alanu askan wi gisuñu kër gisuñu xottu kër. est-ce que. seen xaalis di fa nalaw ay at. waaw coow li moo tax daal waaw coow li chaque jour. il faut ñu jéem a daal parce qu'il n'est jamais trop tard que jamais. ñu jéem a redresser barre bi. jéem a jël la préférence nationale. par rapport à ces lampes là yi tax ñuy wax. 100 000 yi ak transport beeg yeneen. appel d'offre bi ñu teel koo def mu leer ndaxte nag. ba ma jóg ak waa ANER nee nañ ñoom commencé guñu dara. waaw ANER commencé guñu dara man émission bi. waaw li ma ko jógtoo dama ko mënoon a dama ko waroon a wax sax ne la Moussa dañuy def émission dànkaafu. waaw dànkaafu. d'accord waaw. ndax am na lu njëkkoon a jaar. waaw loolu ñëw ñu nar koo doubler par ñaar waaw ñuy bañ a ñaan mu jaar fa mu jaaroon. ndax li jot a am. gis nañ ko. te du ci teraanga ci Sénégal. d'accord lamp yi xuur nañu. waaw yàqu nañu genn wàll yi tàkkatuñu. dëgg la ku def loolu warootoo ko jox liggéey boobu. mais de toute façon plateau bi moo ngi nii mën nañu ñëw tamit comme ñu koy nañ defee ñoom tamit ñu wax luñ ci nar ak yooyu yëpp. incha allah voilà d'accord. voilà waaw sëñ Fallou kon xam naa ñu ngi lay gërëm di sant ci sa taxawaay. waaw patriotisme économique di gërëm waaw ndaxte tamit nii lañ ko xamee woon wax dëgg yàlla ci taxawal askanam ci wàllu woowu si ñu war a mën a joyanti li jëm ci wàllu économie bi locale bi ak tamit li jëm ci li ñuy def ci wàllu investissement. loolee répp mu doon loo xam ni mu am jeexital gu mucc ayib si askan wi la ndaxte alalu askan wi la ba ñuy jël. di ko duggal fenn. waaw njeexital gi mooy askan war nañ cee gis seen bopp. war nañ cee gis seen bopp. très bien. war nañ cee gis seen bopp. waaw surtout que. ñoom kenn waxu leen ne jël nañ seen xaalis lii lii. parce que ñoom ñoo ko moom ñoo koy fay. dëgg la. loolu la. loo ñuy tàggatoo. waaw jërëjëf non man kay li ma leen di wax rek. mooy nañu continuer rek. def li du te alxuraan de laa koy tëjee ndax man mooy sama constitution. waaw loolu mooy nañu continuer di muñ. te bañ a yàkkamti. indallaa amal saabirina. xëy na yàlla dinañu musa dab. jërëjëf ndax ci biir téere bi. am na tamit lu ñu waroon a wax te jiital ko. yàlla moo wax ne askan. du ma changer melokaanu askan wa. tant que ñi nekk ci biir askan woowu changer wuñ ci seen bopp. très bien. président dañ ko jiital rek. waaye askan wi tam war nañ xeelaat seen taxawaay de. dëgg la sàcc judduwaat na ci Sénégal. fen xew na ci Sénégal. te loolu yëpp ay catégorie mooy la te réew mu ñuy moyee. naataange du fa jege.
est-ce que dina fa sori. dëgg la moo tax yàlla nañu yàlla xiir daal ci. ak ni ñuy métitalee mala yi. waaw ni ñuy métitalee mala yi. yooyu yëpp c'est des quoi que les gens négligent. oui man bu ma lekkee te sama xar lekkul damay feebar. dëgg la walaay dëgg la. moo tax yàlla na yàlla wëlbati xol yi daal ñu gën a nekk benn. jërëjëf Fallou Gueye jërëjëf Fallou Gueye di leen dig daje naa mbokk yi si beneen daje si seen rajo Sud FM 98.5 si seen émission loo ci xam kon nag waa ANER ñoom tamit libre nañu ñu ñëw tamit wax ci lañ seen nar ak tamit ci programme boobee nga xam ne programme bu am solo la jëmale ko rek ci jàppale askan wi ci ak collectivité territoriale yi ci ardoise bu 10 bi nga xam ne dañ koy fay ci wàllu Senelec te Senelec bu ñàkkee bor moom boy daw ci gannaaw borom ci askan bi lay mujj méttiwaat kon nag di leen dig daje incha allah si beneen samedi jërë ngeen jëf.